nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média bienvenue dans quartier général QG bi tàmbaleeti tey nag mooy ñaareeli fan bi ci tàmbali bi démb la ñu ko door tey di deuxième jour bi ñu ngi leen di gërëm ci seen fidélité ak ni ngeen amee engouement ci jotaay bi la nga xamee ni mën nañu ne guleet la ci télévision bis bu jot bu 22h jotee dañoo woote quartier général rassemblement ak équipe bu télévision Futur Média yëpp kenn ku ci ne am na loo xamee ni waajal na leen ko di ngeen ko mën a dund li ci am solo itam mooy muy téléphone muy réseaux sociaux di ngeen mën a bokk ci li nga xam ne ni moo jëm ci quartier général bi kenn mënul yàlla rek a mën ñun dañuy jéem rek pour jéem a xool naka lañ leen di gunge ci guddi gi ñu ngi leen di ndokkeel j'espère que tey koor gi dund ngeen ko ci jàmm yenn saa yi mu neex yenn saa yi mu metti mais yooyu yëpp daal xam leen ni télévision Futur Média moo leen di gunge à travers ay programmes yu am solo tey tamit équipe bi yëpp a ngi fii pour gunge leen fii ba minuit tout de suite damay tàmbali ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndandool tey ci quartier général hashtag bi ci Twitter wala ci Facebook xam ngeen ni QG la mën ngeen réagir def seen ay commentaires mën a bokk ak ñun jotaay bi am ngeen possibilité itam ci téléphone bi ngeen dugg ndax ñoo diggee woon ñaari billet Makka dinañ joxe billet Umra joxe itam billet Makka loolu xam naa ci ñëwaat ci kanam ak partenaires yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal entre autres Orange Money sponsor officiel bu QG am na ay ñu bees ñu ñuy rejoindre ci émission bi bu ca kanamee on parlera de mais en attendant damay njëkk woo Zeyna qui va assurer lépp loo xam ne jëm na ci xibaaru jaww ji météo di ngeen ko am di ngeen am itam taux de change bi comme d'habitude ngeen mën a xam bu ngeen deewee ci CFA par exemple ñaata lay tollool ak yeneen xaalis yi di ngeen am itam naafila suba gi loolee oustaz Assane lañ ci àndal fileeg ay minutes ak yenn ci ay ponk yoo xamante ni soxal nañu ci wàllu diine oustaz Assane Zeyna ñëw na mën nga ñu rejoindre léegi nii yow tamit bu ko defee ñu teel la installé parce que yow da nga bëri affaire oustaz ndokkale delloo char baal nañ la nga baal c'est vrai que amel nga ma àq quand même jëla micro bi jarul rus si àq mat na tonne ak lu topp kay buñ ko peesoon xanaa balance bi day damm sànq dama dem côté marché Kermel yàlla xam na ko romb benn góor waaw oustaz nuyu ma man yow rek laa bëgg waaw waaye nel Pape Cheikh mu bàyyi la jàmm bàyyi ma doo ngir yàlla allez alors oustaz Assane lañ ci àndal lépp loo xamee ni soxal na leen ngeen bëgg koo xam ci diine ji ak weeru koor bi mën ngeen woote ci allo oustaz ak oustaz Assane tey nag moom moo wutu oustaz Pape Anne ci place bi loolu mooy wane ni ñaar la ñuy boole yiy jëriñ ak yiy bégale tey mooy sa premier jour ci quartier général noo ko gisee waaw sant yàlla alhamdulilah ndax lépp loo xamante ni doomu aadama yi ñu ngi si jàng seen diine loolu yaakaar naa ne mbégte la war a doon ak contentement ak di ñaan mu avancé parce que yi ñu siy wax yëpp si wàllu wér-gu-yaram si wàllu bien-être si wàllu religion yaakaar naa ne dund doomu aadama boo si génnee loolu dara des mooy li ma wax sànq yàlla rek moo parfait ñun dañuy jéem rek pour jéem a gunge sénégalais yi moom la arab di wax alkamaalu lillahi yàlla rek moom moo mat ñëpp kenn matul yenn saa yi nag mu xas ma ci araba parce que dégg ma ko toog alkamaalu lillahi naa laaj Pape Anne alkamaalu lillahi yàlla rek a mat ok maa ngi ñëw ci yow léegi nii en attendant Zeyna na nga def naka guddi gi bien habillé comme d'habitude Bessel yàqati na la de léegi nag balaa ñuy tàmbali dañoo bëgg a xam jaww ji lu mu ñu naral suba je pense que mën nañ cee tàmbali ay ca ko mbokk yi ñu jàll ci météo bi Zeyna lañ ci àndal léegi nii bu noppee ñu àggali TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM météo bu suba donc yem ak jeudi 8 juin 2016 moom lañ leen fas yéene jox Dakar dinañ yeew suba ak 23 degré Saint-Louis daal di yeew ak 23 degré Matam 27 degré Linguère 25 degré Diourbel 24 degré Kaolack 25 degré Tambacounda 24 degré Ziguinchor 23 degré Kolda 22 degré Kédougou 23 degré ci ngoon gi nag bu ñetti waxtu jotee Dakar dina am 27 degré Saint-Louis 38 Podor 43 Matam 44 degré Linguère 42 degré Diourbel 41 Kaolack 41 Tambacounda 41 degré Ziguinchor 39 Kolda 38 Kédougou 39 degré géej gi nag dina fer ci kanam tuuti bu benn waxtu jotee dana feraat suba ci diggu bëccëg gi bu benn waxtu toftalee ñaar fukki simili ak juróom géej gi nag dina yéeg suba ci suba bu juróom-ñaari waxtu toftalee ñaar fukki simili dana yéegaat ci guddi gi bu juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri simili ak juróom waxtu yi gën ngir dem nappee ngi toll diggante fukki waxtu ak benn bu toftal fanweeri simili ak juróom-ñett jàpp benn waxtu bu tegal fanweeri simili ak juróom-ñett ci suba si lay doon ba ca topp dana tàmbali bu minuit toftalee fukki simili ak juróom-ñett jàpp ñaari simili ak juróom-ñett ba tey ci guddi gi
jant bi nag suba dina fenk bu juróom-benni waxtu toftalee fanweeri simili ak juróom-ñeent dana soow ci guddi gi bu juróom-ñaari waxtu toftalee fanweeri simili ak juróom-ñaar Pape Cheikh lii la ñu mën a jàpp ci xibaaru jaww ji bu ëllëg yem ak jeudi. mais merci il faut que je te rectifie yow teel koor gi da laa teel a jàpp suba 8 la 8 suba la 9 wala suba la 8. xam nga fii déjà le 3 la ma suba tey mooy mercredi 8 suba mooy jeudi 9 suba mooy jeudi 9 voilà donc ñu ngi gërëm bu baax waa service national météo ci jàppandal geek nit ñuy joxe xibaaru jaww ji ñu mën leen di leen ko baaxee ngeen mën cee bàyyi xel fii léegi suba je pense que mën nga ñëw toog sama wet comme d'habitude parce que fii nga bëgg di toogee dama bëgg ñu jox leen taux de change bi laata ñuy jàll ci waxtu julli yi ak li nga xamee ni moo jëm ci naafila suba yi loolee di nga ñu ci gindi léegi ni oustaz Assane alors taux de change bi en même temps dañ leen koy won bu dee da ngeen bëgg a wecc CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk fii ñu toll tembe ci waxtu wi $1 mu ngi toll ci 575,372 francs CFA €1 mu ngi toll ci 655,957 francs CFA une livre sterling mooy xaalisu Grande-Bretagne mu ngi toll ci 835,224 xaalisu Chine 1 yuan chinois mu ngi toll ci 86,686 francs CFA yenn saa yi nga liggéey ak ay nit yoo xamante ni seen i bind day mel ni vermicelle coincé Pape Doudou mi bind lii looloo ma dal ci moom xam naa ni bind mi bu ngeen ko gisoon di ngeen ko jaawale ak vermicelle mais bon débrouillé naa quand même ba lire ko bu loolu weesoo ñu jox leen waxtu julli nu mu gënee gaaw parce que rassemblement général la ñuy def guddi gu jot équipe bi yëpp a ngi ci ginnaaw gis naa jabaru imam mu ngi organiser jotaay bi Eva Tra alors waxtu julli laataa naa fi la yu ëllëg yi bu soobee yàlla fi mu toll tembe julli suba teel mu ngi toll ci 5h20 loolee bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel tisbaar julleem mu ngi toll ci 13h10 takkusaan julleem mu ngi toll ci 16h34 timis julleem mu ngi toll ci 19h44 gée julleem mu ngi toll ci 20h54 bu loolu weesoo suba itam mooy ñetteelu fanu koor gi fii ci Sénégal oustaz dama bëggoon nga ñëw ak ñun ci naafila yi. jërëjëf Baye Cheikh naafila yi incha allahu ngir ñi nga xam ne bëgg nañ ko joxe ëllëg bu ñu xëyee si guddi gi incha allahu mën nañ def fukki rakk bu nekk ñu jàng si Fatiha inna anzalnahu fi laylatil qadri ñaari yoon. qul yaa ayyuhal kaafiruuna ñaari yoon. suratul ixlaas muy qul huwa allahu ahad allahu samad ba mu jeex lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ñu def ko ñaari yoon. yow li ma la jàngaloon mokk na macha allah. tu sais man saari bu ma ci jeexal rek dama ciy teg sooratun makiyatun. waaw mais am na madaniyatun aussi. nan. madaniyatun. xam man amayata laa yam. waaw makiyatun mooy yi wàccee Makka. madaniyatun mooy yi wàccee Medina. kon yi wàccee Makka rek laa jàng. waaw kon yi wàccee Makka boole si yi wàccee Medina. d'accord macha allah mën nañ def aussi juróom-benni rakka. incha allah rakk bu nekk ñu jàng si Fatiha ak inna a'taynaakal kawsar fukki yoon. d'accord loolu am na ay ngëneel yu bëree bëri incha allah. te comme wóoru promotion la comme ni ñu koy waxee. luñ si jaamu yàlla rek Baye Cheikh doyul. boo jëndee ñaar ñu may la benn wala du jënd boo jullee boo matalee lépp suñu borom teral la. boo jëndee ñaar ñu may la lu ëpp benn lu ma ëpp fukk. dañ la koy yàlla daal moo koy fula ba fu ko soog mu yemale ko fa. dégg naa yàlla moom dafa bëgg ñu koy ñaan surtout ci weeru koor d'ailleurs ci wàllu ñaan ko dégg naa borom xam-xam yi ne d'ailleurs ci saar bi mu wàcceel weeru koor sax la ko wax. macha allah ci wàllu ñu koy ñaan non seulement si. saar boobu parce que déggu Soose di ko wax. non seulement si saar bi mais non seulement si même page bi. ok parce que alquran ay page yu bari la. boo jëree page bi nga xamante ne nii fa la yàlla subhanahu wa taala dëxëñ. faratay koor. boo demee sa suuf fa lay wax ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani. fal yuminu bi walastajibu li laallahum yarshudun sadaqa allahu alazim. suñu borom nee ne sama jaam bu la laajee man maay kan. nee ko man maay ki nga xamante ni ma maay aji jege saa yu ma ñaanee ma may ko. kon nañu ma gëm jébbalu jëm si man subhanahu wa taala buñ ko defee rek danañ tegu si yoonu njub. mais feneen fi gën a am importance. mooy fi nga xamante ne nii ba mu waxee ne moom yàlla subhanahu wa taala ne jaamam. saa yu ko ñaanulee wala ñi nga xamante ne du ñu ko ñaan. dafa jàpp ne ñooñu dañu rëy. kon ñaan yàlla subhanahu wa taala day am mbégte si bu baax a baax a baax. ndax day yëg ne yow mi nangul nga ko ak yàlla moom suñu borom subhanahu wa taala. jërëjëf oustaz rassemblement général on les appelle ñu ñëw yegg si Bessel Bass yegg si na moom tamit tey mu ngi ci quartier général bi Bessel def sañseem bu baax Alfiba tamit mu ngi fi ak tay baasam bu rouge noir jabaru imam tamit
ñëw na Eva Traoré Diagne kon imam jabaru imam la Exidex tamit mu ngi ci plateau bi rassemblement général Madio Peex mu suma baay alaaji Peex moom tamit mu ngi fi Eva Tra jabaru imam moom tamit mu ngi nii bonjour Eva naka def déedéet bàyyi ma def Diagne waaw asalaamaaleykum Diagne waa kay Diagne comme jabaru imam la yaa ñu yóbbu àjjana toogeel ni yaa yóbbu xale yi àjjana Ndiaye tamit mu ngi fi moom la Sénégal yëpp xam gis ko dañuy kontaan alors moom itam ñu ngi koy nuyu Adama ne mbooloo mi li nga war a wax tey nag tey nga ko fas yéene wax sénégalais yi ñu ngi lay nuyu Ndiaye bonsoir tout le monde mën nga toogee nii ñu ngi lay gërëm sama mag tamit kenn demul mu des moom defe naa fu ma wootee mu ñëw ndax fu ma pikiroo mu naan fay doom kooku mooy Lamine Samba surtout fan ñang bant bi mu ngoog Lamine Samba tey daf ñu fekk si ñu ngi lay nuyu bu baax delloo siyaar gannaaw ba ma ragalee yàlla koor laa ci teg mais est-ce que xam nga ni damay dégg xale yi di tooñ naan bu ko sëriñ digle woon dina néewi taalibe gannaaw ba ma ragalee yàlla daal man koor laa ci teg lu tax nga ragal koor daa mitti non déedéet méttiwul de. am naa balaa ngay développé lu tax sama benn jaam daf fi nekk Seydou Diallo la tudd voilà Seydou dama bëgg mu ñëw rejoindre ñu léegi moom tamit ci plateau bi ana Seydou dafa daw mais moom lu muy daw daf ma ragal naka waaw sama jaam bi na ñëw Seydou ay ci Seydou ñëwal ndeysaan uy ko lu mu ëndaale ni lii lan la ni Seydou franchement lii mooy rassemblement dëgg quartier général ku ne indi li nga am xool li mu ëndaale Lamine lii dama koy defar da ngay defar lii Lamine nag yow da nga doy waar di yow rek ci xale bi gaay di dem jàngi fecc ak way ak yooyu waaw maanaam ma dem jàngi métier d'abord kon da nga mën lii jox ma ko nga xool waaw bii mooy bi dungoon nii wala nu mu tudd boobu non dama koy laaj Lamine Samba mi mën na ko defar bii mooy lan bii mooy ban bii mooy mool d'accord léegi yow toogo rek lan mooy mool d'accord et puis Aminata Mbengue Ndiaye ministre de l'élevage moom moo war a nekk invité bu quartier général tey waaye fi ñu waxee ak yéen Lamine Samba yow defe naa min nga gouvernement bi actuellement dañu nekk conseil des ministres léegi cabinetam ñoo ko jiitu si possible avec la complicité de la régie ci ginnaaw dinañ ñu woon fi waa cabinet ministre de l'élevage toogee pour ñu xam ne ñoom jiitu nañ fi madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye si toutefois parce que dañuy respecter timing tamit émission bu ñu ko temps bi permettre ñu xaar ko bu ñu ko permettrewul itam dañu obligé bàyyi ba beneen ñu doog ko recevoir parce que ñun dañoo bëgg a lancer défi wu recevoir première dame bu Sénégal États-Unis par exemple boo fa demee Eva Tra xam nga li may wax Michel dañ koy invité ci émission yëpp voilà Barack Obama dañ koy invité ci plateau yëpp dafay dem te defe naa ñun loolu la ñu soxla ci quartier général. moi je suis sûr que xam naa ne soxna Aminata mi ngi ñëw. du ma ne sax mi ngi ñuy yebal nit. waaye dañuy ñëw parce que jigéen nañu yoo xam ne ni ngi leen di gisee. elles sont très flexibles. ñaata ngay teg foo leen je parie tout ce que tu veux. loo laaj ma joxe. pochette bi intéressé na ma ni loo laaj ma joxe xam naa ne soxna Aminata du nu wéetal dafay ñëw. parce que moom moo ko waxoon en tout cas depuis 20 heures yabal na cabinet donc ñoom ñu ngi ci suñu ay loge fileeg conseil des ministres bi jeex certainement bu amee temps bi dinañu rejoindre keneen itam moo bokk tey ci quartier général kooku ñoo bokk Serigne Touba muy sa xarit Mamadou Mouhamed Ndiaye waaw moom su ma koy nuyu su ma neexee sax sukkal ko am naa ci droit muy sa xarit Lamine waaw moom rek ci xale waaw jaajëf Alfi sa yoon nekku ci Alfi yooyu yëpp sa yoon nekku ci yow dama lay xajal sax nga toog yow man dama lay jox place bi sax nga toog ci bu la neexee voilà ni muy dalalee journal ba doon li ko wax ko ma wax ko naka la koy defee waaw jërë ngeen jëf mais Pape Mohamed mooy borom ngénte lu neex la ci Mbour te moom ay ngénte bàyyil dóor yi moom nuyoo guma ko sax ay affaire ngénte bàyyil dóor yi fii ñëwuñ pour dóor Mohamed ñu ngi lay nuyu kontaan nañu tey ci sa teewaay ci quartier général bi noo ko gisee. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu. dellu également nuyu téléspectateur u télévision Futur Média. ak ñi daje ci rassemblement bi yëpp. waaw xam nga nag quartier général quand yi léeg-léeg soldats yi dañuy déserté démb damaa déserté woon mais amul solo léegi dellu si waat naa ci rang yi. muy idée bu rafet ndax.
xëy na peut-être yéen ñi fi toog démb di ko def. mënu leen a xam portée bi mu am. mais man mi jël sama temps wala man mi bokk Sénégalais yi jël suñu temps. di ko seetaan ni mu commencé ba ni mu jeexee. xam nañu ne TFM aussi innové waat na encore. voilà tey ci suba rek loolu moo nekkoon sama commentaire ak Lamine Samba moom itam am na message par rapport ak quartier général. am naa message par rapport ak quartier général mais nag may aussi tam mu nuyu sama naataangoo yi. parce que defe naa ni ñun li ñu am Mohamed wax na ko léegi. ñi ko am bariwul ah. ñu bari tey ñi bokk groupe di liggéey ñi ngi tendance santé. du ñu bokkante micro wala du ñu tuddante wala. mais tendance bi nag mooy safal entreprise yi nag. non mais Pape fii li fi am entreprise bu am tendance kee moo gën a aay kee aayul. mais fii li kii gën a mën kii ëpp fans. waaw yooyu dama ko bëgg daal waaw. passable yeeg médiocre yi ak très bien yi dama koy bëgg di dégg. waaw ni bu dee ne kuy denc ñaari jabar nga bëggoo benn fenn sedd. da ngaa bëgg boo génnee da ngay jàmb fële. soxna si. waaw. soxna si. waaw quand même. soxna si. naam dama laa woo ñetti yoon. wuy naa la ñetti yoon. borom kër gi dafa biral ni fii mooy Real de Madrid. moom nga ma teeroo keroog. fii la joueurs yu baax yi daje. soxlawuñu passable soxlawuñu sax bien. très bien la ñu soxla. les meilleurs sont là. là tout le monde le sait. macha allah benn. ñëpp fii lañ bëgg ñëw. te ku nekk fii bëggoo dem feneen. loolu la yàlla dogal. Lamine dogguma la de mais tamit dafa ne nañu yaatal bu kenn xatal. non déggoo ma de non xoolal. pourtant xoolal pourtant dama la rejoindre dama la ne. mais danga naan Barcelone. dama la ne Real Madrid. may ma tuuti ma ñëw dama la ne. ñu bari. fii lañ bëgg a ñëw. te ñi fi nekk bëgg ñoo dem fenn. dëgg la man ku may ñaanal na ma ñaanal yàlla naa fi retraité. amiin amiin man je l'ai toujours dit. amiin amiin damay wax ni damay seetaan démb quartier général dama kontaan. parce que dama gis ni. li nekk ci kër gi la ñu gën a yaatal. defar ko kenn ku ci nekk. la la yàlla jox it. da nga ko téye. waaye li nga xamante ne nii moom la keneen moom da nga ko koo jox mu yaatal. loolu sur le coup il faut féliciter Pape Cheikh. parce que li muy def c'est pas évident. parce que ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk da ngay gérer plateau. ñun ñëpp fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk dafa am looy gérer. nature yu wuute. mais imaginez ki am capacité yàlla may ka. mu dajale ñooñu ñëpp. yaatal ko ci xolam yaa rafet xol. mais loolu moo tax Mouhamed Ndiaye oustaz loolu moo tax ma tàmbalee li ma tàmbalee parce que on a reçu tellement de messages de la part des téléspectateurs muy autorité muy kilifa diine muy kilifa aada ku ci nekk joxe nga sa xalaat ci démb sa xalaat ci lancement wu quartier général wax rek nattu la rawatina ngay waxee foo xamee ni moom la Sénégal yëpp di xool te damay faral di dégg mag ñi naan asaka ci wax moom mooy njuumte yenn saa yi nga wax wala nga def loo xamante ni ñii dañ ci d'accord ñii duñ ci d'accord moo tax sànq may tàmbali man ne ñun dañuy jéem rek donc ci jéem gi ñuy jéem on fera le maximum pour gunge téléspectateurs Futurs Médias dina yéex a def lu soof sénégalais xam nga lu tax li muy def sénégalais yee leen ko sant xam nga ni doo ko def sant ba yónni fenn ba pare mu ñëw dana ko rofoon dem dëgg la moo tax Futurs Médias dana yéex a def lu neexul sénégalais parce que li ñuy def sénégalais yi ñooñu ko sant voilà léegi dama bëggoon ñu jàll d'abord ci koor gi ñëpp a ngi fi balaa ñuy def coming next bi ku nekk wax ma li nga xamante ni moom nga préparé parce que je rappelle que ñun ñaar la ñuy def yiy jëriñ ak yiy bégale li ci am solo itam téléphone yi dañ koy teel a ibbi comme ça ngeen mën a participer ci 88 628 22 22 nee nañu dinañu joxe ay billets Makka Lamine ren da ngay dem kon ñi ñuy tànn pour ñu aji Makka say seexu Makka la ñuy doon ren bu soobee yàlla ayo da ngay umra ji ñun ñaar la ñuy defa dinañu yóbbu umra yóbbu Makka donc kii umra ji sa seexu umra lay doon bien sûr kii dem Makka it sama seexu Makka lay doon donc da ngay umra ji aji Makka damay dem aji macha allah Pape doo gunge Futurs Médias gii rek gunge ko mooy sama Pape Cheikh fii rek gunge ko dama ne xam nga ki may yóbbu umra daf ma ne soo ko waxee baaluma la te dem naa léegi ci agence bi bu fay xaalis bu bari ndax Futurs Médias moo tax du man ndax su ma toogoon tey sama kër di wax kenn du ma dégg kenn du ma xam voilà mu dem fay xaalis bu bari damay bañ a def publicité ci agence bi ne ma da ngay dem le 19 incha allah ma ne ko damay dem quartier général dama koy wax mu ne ma kon baaluma la ko kon mu ngoog ñi bëgg a ànd ak Lamine Samba Makka bu ci seen wërsëg nekkee ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi 88 628 22 22 ci YouTube bi itam mën ngeen a bokk ci hashtag bi QG la voilà mooy ci page u télévision Futurs Médias Facebook bi itam créé nañu page boo xamante ni page u quartier général la loolu defe naa Zeyna mën na ci ñëw et puis ñu ngi leen di préparer application boo xamante ni application QG la tudd quartier général mën ngeen ko télécharger ci seen ay téléphone que muy appli Store la tudd xaw ma Play Store ak yooyu yëpp di ngeen mën a télécharger fileeg suba application QG
waaw Pape Cheikh parce que xam nga ne internet yi dañu am wàll bu rëy fii si Télé Futurs Médias moo tax lépp loo xamante ne émission la rek dañuy tàmm di leen ci sóor di leen ci dugal bu baax a baax comme fi mu nekk nii nag ñoom ñëpp ñu ngi ci réseaux sociaux yi moo tax di leen di wax rek ne hashtag bi QG la sur Facebook da ngeen di def QG TFM Twitter pareil QG TFM te itam nag waajal leen ndax am na application boo xamante ne dañ ko créé spécial QG xam naa ne fi léegi suba wala gannaaw suba rek dinañ ci ñëw ak yéen application la boo xamante ne lépp luy replay yu émission bi vidéo yeeg yëpp di ngeen ko ci mën a am te bu fekkee ne da ngeen nekk ci réseaux sociaux yëpp muy Twitter Facebook li ngeen ci boole dajale ko daal di bare bu ngeen amee application boobu rek mun ngeen publier si bépp réseaux sociaux bu ngeen nekk vous avez juste besoin de l'application ñu ngi xaar tamit seeni ay commentaires seeni ay vidéo surtout vidéo insolite comme genre bi ñu leen tegal démb ñu ngi xaar lépp daal ci hashtag boobu di QG. voilà mën ngeen ñu envoyer itam mail yi par quartier général @gfm.sn ñu jàll ci commune next bi Exidex ñu ngi lay nuyu ca kanam dinañu àndandoo ak yow comme d'habitude ci la am solo mais da ngay dem seeti ñoo xamante ni d'habitude dañ leen di tooñ naan duñu ay woorkat surtout ki nga seeti tey. loolu leen di wax souvent mais vraiment comme ay sénégalais lañu. rappeurs yi ñëpp xam nañ leen ci dëggu. donc mooy foofu laa jóge fa laa cosaanoo donc ñooñu nag laa dem seeti pour ñu fas yéene waxtaan aussi. li nga xamante ne moom la ñuy dund ci weeru koor parce que tamit ñu bëri dañuy foog ne bu weeru koor jotee rappeurs yi xëj na dañuy nekk ci studio yi tout ça là mais dinañ ci topp daal bés bu semaine bu nekk kenn. waxtaan ak moom ñoo fekk ko bu dee ci mbedd bi la ñu taxawoo ci mbedd bi waxtaan. mu wax aviam aussi ci weeru koor bi naka la koy dundee. voilà seeti nga rappeur DJ Bouba tamit mu ngi ci ginnaaw di préparé wu dinañu rejoindre fii léegi ay minutes ci plateau bi Fama Thioune dina waxtaan ak ñun ci lépp lu jëm ci wàllu déco ak sens civique lépp lu jëm ci wàllu civisme xam nga ñun Sénégal ñaare bu ñu dee ŋàññ dañ naan Sénégal civilisé wuñu y a tellement de comportement yoo xamante ne ñun dañu koy comporté woo et franchement dafay naqari ñu bëri donc dinañu alerter opinion bi ci yenn ci suñu ay comportement je sais pas qu'est-ce que vous en pensez civisme de façon générale kuñ ko waxoon tey sa xel ci lan lay dem surtout fii Sénégal Mohamed Lamine Oustaz. bon man wàllu civisme man li ma siy wax rek mooy sénégalais yi ku ne xam na ne dañu ñeme jël mbalit di ko sànni si mbedd. da ngay gis ku naan comme ni ñu koy waxee kaasu café Toubaam. léegi rek jàll na si oto sànni ko si mbedd. surtout ak koor gi nga xam ne lépp mën na la fekk sa oto nga jël rek sànni noonu. bu ñëpp defee noonu dëkk bi day daal di salte. te fu salte am nekk cet du fa ne. fu cet amul laab du fa ne. te kuy jaamu yàlla da ngay soxlaa laab. kon nit ñi dañu bàyyiwaat seen xel si loolu bu baax a baax a baax. tey jii nii ñi fi ne ñëpp tukki nañ ak ñi ñuy seetaan ñu bari. boo demee bitim réew amul benn sénégalais bu ko fa ñemee def. dëgg la léegi lan moo tax ñun ñu koy def suñu réew. te civilisé moom suñu borom moo ko njëkk a santaane. loolu amul sax ma dem ñëw. yàllaa ko njëkk a wax ci alxuraan nit day civilisé. l'islam diinay cet la d'abord parce que amul dara looy def lu dul ne dañ la ne na nga set ba pare booy julli boo laabul sa julli baaxul te mënoon laab te utiliser loo ndox te ndox ku koy jëfandikoo c'est pour nga set la booy dem màkk itam di tawaaf kaaba gi noonu la weeru koor biñ nekk liñ si ne naafile yi ñu wax léegi ku ko laa def foog nga utiliser ndox pour mën a laab pour mën a moytandiku salte ak ay microbe yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bu ma bañul woon teg sama xeet coono danaa leen digal saa yu ñu jàppee bala saa yu ñuy waajal julli balaa ñuy jàpp ñu socc dëgg la mais bañ ñu teg coono moo tax nee ne digaluñu loolu ñu koy def mu nekk entre guillemets benn farata wala benn sunna boo xamante ni dañ ko war di def saa su nekk loolu mooy éveiller nit ñi pour ñu jëm ci li nga xamante ni moom mooy wàllu set boo ñëwaatee daf lay wax ne inna allaha jamilun yuhibbul jamala moom suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa mel ni moog yàllaay fanaan waaw yenn saa yi mu wax yoo xamante ni mais xam nga ñu yàllaay fanaan baay waaw baay dañuy man dama foog ni moog yàllaay fanaan xaw a jommi tuuti ndax xam nga am na ñoo xam ne kenn du leen waar ba nu waaru déedéet moo tax yéen karaasu besel gi xanaa lu ngeen wax doyul te civisme boobu ngay wax dafay ànd ak développement parce que boo nee réew da nga koy développé te jikko yi defaragoo ko dana yéex lool dëkk boo dem boo gisee mu développé dina nga gëstu jikko ya jikko yaa njëkk rafet jikko bu baaxul dara du baax soxna Eva loolu la waykatu arab ba wax ne innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu ci sunu dégg-dégg ñun ñu jàngul nee ne mooy nit ñi askan wi population yi buñ koy wax seen développement seen avancement seen civisme jikko yu rafet yi ñu sàlloo
yi ñu làmbool di ko doxee di ko waxee di ko wane moom moo tax ñu leen di tudde un peuple développé ou bien un peuple émergent ou bien un pays émergent comme ni ñu koy waxee yaa ngi dégg nee na fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu nee na jikko yu sell yooyu y compris civisme bi ñuy waxtaane bu fekkente ne bokkul si jikko yi nga xamante ni nit ki moom la sàllool kon kooku dara desatul si moom ku nekk mën na wax ban comportement moo ko neexul ci wàllu civisme fii ci Sénégal ban comportement boo xamante ni daf lay naqari saa yoo xëyee waaw man bi may waa acca l'honneur aux dames galanterie laa gëj a gis doon li ñu nga ne nag l'honneur aux dames parce que parité la ñu wax Lamine Samba yooyu ayca mu ne galanterie dëgg-dëgg waaw man bërki démb waaw sama rakk bi sax dina ma sànni xeer parce que dafa ma ne yow man yàkkamtiwu ma nga tukki parce que saa yoo tukki rek dëkk boobu ngay amee pendant 1 mois muy sama rakk ji ma àndal Mor Ndiaye dama dem Côte d'Ivoire bërki démb ñëpp xam nañ ñi Futurs Médias moom mu yónni woon ma dem Côte d'Ivoire mais gis nga bi ma demee benn mooy seen car yooyu ñuy dugg comme bisu tataay fii benn waaye dafa lekk chingom këyit bi la sànni këyit bi la jël sànni ko ci parenthèse mais gis nga ñi nekkoon ci buntu hôtel bi ñëpp dañ ko doon sëppi regardez-moi ça regardez-moi qu'est-ce qu'il a fait il a mangé le chingom et puis il a jeté ça par terre fii ci Sénégal xoolal te fii non fii da ngay jël ku gis mbalit ku jël mbalitam ci biir kër Pape mu xeeñul neex mu ñëw këppal la ko sa biir kër voilà te comportement loolu la ñuy boobu moom wax cetum ganaar comportement boobu moom neexul Sénégal ñun suñu comportement dañuy wax mbeddum buur la man lu ma neex laay def yow moomoo ko mbedd mi moomuloo ko te mbedd mi ñun ñëpp fa la ñuy jaar suñu doom yi fa la ñuy nekk te mbedd mi fa lépp la am il faudra beaucoup faire attention parce que des fois du yàpp waaye dina dal. wax leen ñu yéen tamit ci Facebook bi ban comportement moo leen naqari fii ci Sénégal ñun ñëpp ñu koy defandoo parce que naka la ko tubaab bi di waxee mënoo defar omelette te tojoo nen Mamadou Mouhamed Ndiaye ban comportement bu sénégalais yi nekkee moo la naqari. service public yi léeg-léeg ñàkk kersa giñ ciy wane. waaw ci mel ne hôpitaux yi wala xam nga Pape man. kaw bu mel ne man su ma xasee bu dugg banque rek damay dépaysé wu li war mooy su ma duggee banque ka ma fay fekk na ma teg ci yoon ne ma lii wax ak man ci tey ak bakkan des choses comme ça mais yow kii ñëw xamoo ndax mën na bind xamoo ndax jàng na te moom yow yaa ko soxla yow mu ubbi sa banque banque rek exemple laay joxe mais am na ci hôpitaux yi am na ci barab yu bari kii ñëw da nga koy dalal wan ko yar teg ko ci yoon mais du ñëw rek nga yaakaar ne ñëpp a yam quoi que moom xam na li mu war def déedéet service public yi accueil doo ko dégg doo ko sax dégg service public yi il faut que boo amee bonjour jëlal mais yenn saa yi buñ la xoolee rek da ngay rus waaw buñ la xoolee rek da ngay tiit te ñoom dong de Pape même homme de tenue yi da ngay fay am soxla mais bu ñu siggee xool la indi da nga koy fàtte Pape aussi dafa am loo xam ne lu am solo la mooy tali bi nit ñi ni ñuy dawalee waaw yow boobu moo la naqari yow boobu moom moo ma naqari vraiment ba tax na accident yi tamit bari ci yoon bi njëkkante beeg yenn vitesse yi aussi ñu koy def je crois que loolu tamit ci jikko la ci civisme la war nañ ko xoolaat bu baax a baax pour que nit ñi xam nan la ñu war a ban comportement la ñu war a am ci tali bi lépp mën a jaar yoon vraiment bu boobaa bu ñu ko defee rek yaakaar naa ne civisme bi ñuy wax dina ci bokk. mais frérot voilà c'est pour dire que tu es dangereux ñëw nañu mu sorxa il faut qu'on fasse un clin d'œil au public quand même ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ça c'est pas cher il faut ça c'est bien dit mais xam nga on est où là xam nga lu ma doon bañ xam nga lu ma doon bañ ak tout le respect qu'il faut kontaan nañu ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ndax ñun yéen a nu sax tu ma connais non man dama naroon jël nuyoo yëpp nuyoo ko jël gërëm yëpp gërëm ko jël dóor yëpp dóor ko bu ma connaissé non pas cher est-ce que amul woon ñu namoon nuyoo mbër waa boor bee boo ma seetloo sax ñett ñu toog noonu ñëpp waxaguma ak ñoom ba say mbokk yi wala fi nekk bu jël lépp bari macha allah alors ku nekk ban comportement moo ko man li ma dérangé Alfie c'est damay gis ci yenn quartier populaire yi parce que ñun Médina la ñu juddoo Fass la ñu yaroo diggante Médina Fass Ñaay Cokkeer da ngay gis buntu ba tey ñaari tali buntu kër boo dem bëgg fa fekk grava waaw buntu kër gi am grava bii am grava bii am grava te pourtant y a des dames dans le quartier mënoon nañu buntu kër bu nekk joxe ñeent fukk bu ñu ko defee ñu woo benn saret mu defar koñ bi ba mu set léeg-léeg nga gis ñu ne setal au bout de l'angle là-bas lanu jëloon ca koñ ba te muy lépp loo xam ne saleté la ñu dem ba ca bopp koñ ba juur ko fa léeg-léeg nga gis jàng nga agsi ca biir koñ bi ñu waroon a baare buntu bi pour won la ni fii dafa am jàng ñu bàyyi la ba nga accéder biir koñ bi nekk impasse bu ndaw nga nekk fa di manœuvrer c'est des comportements yu ñu naqari Alfi ban moo la naqari ci suñu comportement ñun sénégalais yi après ñun la c'est nous la ñun la de ñun sénégalais yi c'est nous mais man bi ma naqari mooy après bu ma jógee ci dawal bi ñiy jéggi
parce que nit ki day takk écouteur am di dox ci kaw tali bi trottoir baa ngi ci kaw du ci yéeg donc di xëccoog borom oto bi man booboo ma metti xale yi sax léegi amatuñu civisme maanaam bu ñu doon jàng école di dox ci kaw trottoir di bañ a dox ci kaw tali bi xale yi sax amatuñu maanaam notion de civisme mais Alfi doguma la une seconde rek gis nga Alfi li nga wax noonu mais très rapidement man ñooñu du ma leen wax dara si waxin ñi nga xam ne dañuy jéggi tali bi ba gis nga trottoir bi ngay wax kenn mënatu si dox parce que ñu ngi si lal ba mu fees amuloo foo jaar voilà defe naa mën nañ fi fanaan je voulais juste dafa am loo xam ne ñun la concerné ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñu nattu ñaari métier mooy nattu àdduna mooy métier àtte ak métier wax par des fois nit dina la romb ci tali déplané boo xam ne parce que yaay Pape Cheikh des fois nit dina la romb muy takka der wala hôpital xam ni kii Mamadou Mouhamed Ndiaye la xoolal daaneel ndaanaan moo leen di neex des fois dëgg loolu manque de civisme bi aussi te ñun amuñu fan lañ ko donc je pense que lu jëm ci civisme mën nañ fee fanaan di ci wax mais dinañ ko faram fàccee bis bu jot ci quartier général Fama Thioune mu ngi ci préparé ay reportage Mame Fatou Ndoye moom itam mu ngi ci quartier général ca kanam dina àndandoo ak ñun tey dina recevoir ki nga xamante ni moo di Bayal Sall Bayal que vous connaissez tous un très grand sportif ñoom ñaar ñu ngi ci loju quartier général di préparer wu pour ñëw fekk si ñu ci plateau bi je pense qu'on peut les regarder en même temps regarder Bayal moom champion la boo xamante ni ñun li ñu jaaxal mooy pourquoi bokkul ci équipe nationale bi et pourtant actuellement mu ngi toj France dafa ay sànq dégg naa la nga koy mbi fa foore Lamine Samba mais baax la lu néew sax c'est-à-dire pour que prix Marc Vivien Foé waaw moom bokkoon na ci nominé yi su ma juumul moom Cheikh Ndoye ak ki ko jël je pense algérien xaw ma tunisien pour te dire que dafa yàgg na Saint-Étienne mais li ñu jaaxal mooy pourquoi bokkul ci équipe nationale bi quoi ça c'est une question boo xamante ne Sénégalais yëpp ñu ngi koy laaj waaw c'est ça ak aussi lu tax mu nekk Saint-Étienne def plus de 10 ans wala 10 ans yi mat na te jógewu fa xam nga Bayel Sall aussi joueur Angleterre la aussi Bayel Sall ak gabarit bi mu yor ni muy footballé joueur Angleterre la lu ko France ba léegi loolu il faut que Mame Fatou laajal voilà Mame Fatou je sais pas ndax yaa ngi may dégg ci loge quartier général vous êtes prêts d'abord on est très content parce que rassemblement la ñu woote guddi gu jot ci télévision Futur Média Bayal la question que tous les Sénégalais se posent mooy pourquoi gisuñu ko ci tanière bi mais dañu lay bàyyi nga préparer ak moom fii léegi ay minutes di nga ñëw rejoindre ñu ci plateau bi. voilà ma tàggat ko tuuti ñu waxtaan ci lu bëri ci carrière am notamment ak aussi li nga wax loolu ñëpp a ngi koy laaj. surtout que dafa def saison bu baax ak Saint-Étienne du benn saison rek saison yu bëri. dinañ ko laaj tamit digganteem ak Zlatan Ibrahimovic. ndax gis nañ ni duel bu neexoon la. dañ ko jàppante xam nga. chaque fois Zlatan di ko mujj sax di ko may mayoom di ko nuyu. donc je pense que loolu yëpp ci quartier général dinañ ci wax. laaj ko tamit ci koor gi nan la ci taxawee. ak voilà nu mu ci fexee ba dellu ci suñu borom daal maanaam. et puis dinañu waxtaane Euro 2016 aussi. waaw dinañu waxtaane Euro 2016 dinañu waxtaane aussi actualité malheureusement nag tey li ñuy commencé du ñu neex. mooy disparition Stéphane Keshi nga xam ne quand même icône africaine la mën nañu wax ci wàllu football non seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur loolu tamit dinañ ci laal tuuti. di waajal tamit Euro bi comme ni nga ko xamee mu des ñaari fan. dinañ ci mën a waxtaan aussi ku nekk joxe sa pronostic ñu laaj aussi ba yàlla lan la ci xalaat. voilà mbaa maquillé wu nga ba pare rek. ah kon feeñul. waa feeñ. bul ma tax a découragé waaye Pape Cheikh. alors ça c'est une bonne réponse ah. mais taay moom da nga bokk taay da nga bokk. je vais laisser le soin aux filles de dire ndax sa maquillage baax na. Fatou baax na commenté leen maquillage am ndax baax na wala baaxul. nañu def gros plan ñu xool ana bu sax moom. dafa mel ni dafa dañ la koy woon léegi attends ñu ngi la koy woon léegi indil ma xool baax na de. sourire waaw voilà. parce que man ay simis laa la xamee woon. Elle est trop belle madame Traoré. Donc dans quelques minutes. Elle est madame. Elle est madame Traoré. Traoré trop maxansi moi je ne savais pas. yaay jëkkëram. waaw trop maxansi. trop maxansi boobu de romb na la. léegi da nga ay boobu mënoo ko. Ika Kene. Ika dégg nga loolu dafa bëri fem. ay dóoram daal la yor. On va laisser le soin à Mame Fatou Traoré mu préparer pour rejoindre du plateau bi en attendant on vous montre l'image du jour ngeen commenter ko juste après regardez. اسمع قدم جسمك قدام قول سو كذا هدي يا يوسف
alors ça c'est une vidéo qu'on nous a envoyée ci suñu adresse mail qui va s'afficher tout de suite ci suufu écran bi quartier général @gfm.sn adresse baa ngi noonu envoyez nous tout seen ay vidéo je pense que lii kuñ ci tegoon nit doo ci yéeg. waaw yow ñame woo ko. man moom xalaatuma ko man moom tapet laa déjà dama bëgg sama yaram du ma ci yéeg. Awa Diagne. léegi damay mag. te mënatoo yéeg yi façon yi baaxul ci mag. ex man dama ci yéeg foog naa ne mën naa ko. waaye daal ba may tàggoog yëf yi sama ndongo dal ci. waaye yow Ndiaye li nga bëgg a wax tey nga ko war a wax. Ndiaye moom moo ca yéeg ba mu neex wuy ko xola. ndeysaan. may am mbégte ak contentement bu mag. est-ce que. teew fii ci quartier général. voilà. du nuyu ñëpp ñu fi toog. te xam ne Télé Futurs Médias nii la c'est la famille. di nuyu weeru koor wi. ndax Serigne Touba dafa am lu ñu ci wax. daf ne yaa xayra day finaata bil bishri wal madadi axlan wa shaxlan wa tarhiban bila adadi. Serigne Touba daf ci wax lu am solo. macha allah kon bu ñu nuyoo weer wi. di nuyu ñëpp ñu fi toog. te dama koy faral di wax toujours. Futurs Médias famille la. kon képp koo xamante ne tooñ nañ la ci. ñu ngi lay jéggalu ci weeru koor gi. képp koo xamante ni tooñ nga ñu ci. ñu ngi lay jéggal ci koor gi. Pape Cheikh yow li ma bëgg a wax ci yow yëpp mënu ma koo wax. li ma war a wax yëpp réew mi wax nañ ma ko. ndeysaan réew mi wax na ma ko. ndax xam nga lu tax. waa léegi Lamine Samba kii lu mu may wax. sànq nag da am lu solo am solo la wax. nga ne kenn ku ci nekk lu la naqari ci réew mi. waaw. man nag li ma fi naqari nag naa leen ko wax. wax ju ko. waaye nanu xoolaat hôpital yi da nga yor sa soxna mu nekkaan ta dem bay war a wasin nga dem fekk fa jant ju ndaw yi ñu lay këll-këllee xam nga lan loo ci tega la jàllal ba nga ko doon defante daa neex te loolu teguñu ko fenn waaw da nga ko tegut fenn nag nay rafet waay. merci ma Diop ndax kenn ku ci nekk ma Diop jaar nga waaw ma Diop peex sama rakk ji maa ngi lay nuyu. weeru koor dafa ànd ak solidarité. particularité bi dañu gis ni ñu bëri dañ ciy dox. ñi ko mën ak ñu ko mënul te am na quartier bu ne ngay dem. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu. di nuyu téléspectateurs yi seetaan di nuyu sama mag yu baax yi nga xamante ni yaakaar naa maa fi gën a nekk xale ma di nuyu baax di nuyu bu baax a baax Serigne Touba mi nga xamante ni moo tax ñu tal ko waaye di ndokkeel ñëpp ci weeru koor wi nga xamante ni ci lañ dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci gën ci alhamdulilahi rabbil alamin. Pape Cheikh may gërëm bu baax maam Cheikh Mbaye ma laa ji Mbaye sama Serigne bu baax a baax ma di ko gërëm di wax ni Pape Cheikh démb maa ngi demoon bundu kër Njóoga Afia Njóoga Afia nag yaakaar naa ko xam di nga ko xam ci Serigne Afia waaye di nga ko xam ci waa kër Serigne Fallou di nga ko xam tamit ci waa kër Serigne Touba ma dem bundu këram seet xale yi na ni tàngale café di ko séddale solidarité bi nga xamante ni moom may am jël seen i alal seen i dërëm ku yaakaar ne nag dañ ci wut dara ñu wutuñ ci dara seen i dërëm lañu dajale wala kooku yalwaan ci mbedd mi te mënoon nañoo def ay soirée mënoon nañoo dem ci def ay sortie parce que tàng na yooyu yëpp defuñu ko ñu dem dajale seen i dërëm def ko café def mburu def beurre def ci mayonnaise def ci lu ne di ko séddale jaamu yàlla yi ça veut dire que loolu mu nekk lu am solo solidarité boobu am Sénégal mu nekk loo xam ne si ne ñu bari xamuñu lan moo tax ñu di ko def moo tax ma defal leen ci reportage je pense que mën nañ ko xool léegi après juste après ñu commenter ci Lamine waaw bu leen neexee mën nañ ko xool Mohamed loo ci xalaat ñu xool après ñu commenter ci parce que solidarité moom fi la fekk baax donc koor gi gars yi dañuy gën a yokk seen loxo ci wàllu solidarité bu ko defee juste après oustaz itam di nga ñu wax li ci suñu borom santaane solidarité waruñu xaar rek ba weeru koor mais koor gi itam dafa nekk loo xamante ni ci particulier lu am solo la parce que am na benn oustaz bu fa nekk sax laaj naa ko ci mu ni ma ku xamoon joxe lekk li si nekk da nga koy def saa su ne ça veut dire que weeru koor baax na parce que tuyaaba day gën a yokk mais ku xamoon tuyaaba bi ci nekk di nga koy def saa su ne parce que loolu Sénégal kenn xiifatul dëgg la koor gi amatul aw ma café wala aw ma mburu wala aw ma lu ma lekk buntu kër goo dem ñu ngi def solidarité rawante la ci rawante mbaax quoi. dëgg la rawante mbaax kon ñu xool ko Pape Cheikh. dañ koy def pour yàlla tax rek waaw pour jaam ñi ndogu di fekk si mbedd bi chaque fois
xam ne dañu mën ndogoo seen kër yi ñëw jox leen pour ñu mën a barkeelu ndogu xam nga rek kon ndogu fekk ñu mën a ndogu daal. defuñu ko ngir ut dara wala ngir am dara déedéet dañu toog xam ni weeru koor dañuy toog di xoole rek defuñu dara ñu ne pourquoi pas ñu def comme suñu yenn morom yi ni ñuy def ay œuvre de bonne volonté génn jox gars yi ci mbedd mi ñu ndogu xam nga ñu am si tuuti sax suñu borom. ren mooy 5 ans xaw ma 6 ans suñu 6e année ñu koy def xaaruñu si kenn séntuñu si dara ñu def te yàlla tax kese. moom mbirum sëñ Touba rek waaw lépp sëñ Touba la moo waral lii ñu fas yéene ko rek tàmbali ko tey rek. yaaba ju rëy la ci yaaba ju rëy ndax nit dina toll foo xam ne ñëw na la damaa xiif nga jox ko mu lekk si yàlla rek tax ngir jëmmillaahi wa illaahi taala nee na yàlla nee na man maa amal tafay ndax sama jaam bi nga jox ma rek ba suur man yàlla bu ko def yomal xiyam man yàlla maa lay fay ginnaaw la boole ci ñi nga xam ne ñoom laa leyal koro yomal xiyam. ndax li ñuy def ni ci weeru koor bi jubluñ ci dara lu dul delluwaat ci alxuraan rek mooy maanaam jàng alxuraan teral mbokki taalibe yi mbokki jullit yi kon boog lu mel noonu moo waral lii. ñun muy mag di ndaw di xale di góor di jigéen moo xam chrétien nga moo xam musulman nga moo xam loo mën di doon nañ booloo nekk benn say yàlla dimbali ñu loolu la Sénégal soxla fi mu toll nii. voilà donc li Lamine Samba wax sànq rek mooy dëgg dafa dem ba nekk course léegi course mbaax la course solidarité te defe naa jàppal ma jàpp mag ñi moom la ñu njëkkee ci réew mi bu ñu demee ba xale yi léegi dañ ciy dox ki ko mën ak ki ko mënul loolu moo ci am solo. on ne cherche pas à voir ndax dëggu na wala dëgguwul ay dóor la wala du ay dóor ñun geste bi rek moo ñu saf. mais Pape Cheikh loolu sax dama siy ñëw. parce que ñu bari dañ naan. xale yi dafa am luñ ci wut. te billaahi geste bee ñu saf man naa ba gis leen. mais yàlla dong lañ ci wut. geste bu rafet bi ñu tamit xam nga quartier yi dañuy concours. tey bu ñu gisee kii def lu rafet quartier bi def lu rafet. suba ak jàmm xale yi quartier bi dañuy mobiliser wu pour def loolu. gisoo kii nee na ñoom dañu toog weeru koor xamuñu lu ñuy def ñu gis seen morom yëpp di ko def. ñu ngi ko def. def nañ 5 ans 6 ans ñu ngi koy def. te toppandoo doo nga tax ñu di ko def. toppandoo nag lu baax dafa baax. kuy toppandoo nag lu baax di nekk lu baax bu nit kii dafa am lu ñu ci wut. boo mënee def lu baax defal lu baax soo mënul def lu baax bàyyil kii def lu baax mu def lu baax. waaye defoo lu baax bëggoo ko def lu baax loolu Pape Cheikh yàq na réew mi. mbaax dañ koy roy. Bessél déedéet micro bi bu leen ko fàtte. Pape Cheikh vraiment reportage bi dafa nekk reportage bu am solo. mais tamit dafay rafet solidarité bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci mbir Ndakaaru. ñu génn tamit ci kaw gi. parce que waa kaw gi Pape Cheikh soxla nañ ko. c'est vrai que loolu lay faral di wax. voilà Sénégal du Ndakaaru kese dañuy génn Seydou Sénégal Podor la Sénégal Oréfondé la mu ngi noonu nañu génn dem ci àll bi. parce que tamit vraiment àll bi xam nga heure bi nawet baa ngi ñëw te dund bi dafay xaw a metti torop ak weeru koor gi te yenn yi nga xamante ne bagage yi dafa nekk Dakaaru amul ca kaw ga kon tamit bu ñu mënee fexe di génnee loolu di dem dans les villages les plus enclavés vraiment ñu dem ñu jàppaleel ñu ci tamit dina ci am solo torop. man li may wax ci cadre boobu damay wax ni na gars yi di bàyyi di jënd nagu dëj yi tey jënd ordonnance yi tey def lu baax. li nga wax nii am na ak di ñu teral di ma teral sama classe gi grand théâtre bu ma nee der rek ñu battre ma. mais Pape li may wax nii am na ñu ma ko gën a soxla quand même Mohamed waxal àll bi soo duggee ci fin fond Sénégal da nga naan est-ce que lii am na nit ñi dañuy xiif mais léegi borom barke yaa ngi fi dañ jël camion yi def ci suukar def ci ceeb def ci diwlin def ci meew dem may leen ko ñu dundee ko dafa am solo loolu tiyaaba la Lamine doguma la mais man benn affaire rek laay xaw a déplorer baax na nit nekk ci weeru koor soxla nga jàppale ko mais jox nit ndog wala lu mu dundee jarul di wane ci télé. moi je suis foncièrement contre ça. mais man nag jox nit ki mu dund. jarul di woo ay télé ay rajo ñuy nekk wax nañ déedéet.
comprendre nga. xam nga li gën a bon mooy ni ko gar mi di waxee. teral gor ba pare dar ko loolu amul solo. dëgg la nga ko jox mu lekk ci sutura. ñun dañoo jàpp waaye nag defe naa ne pour man sama gis-gis bu gàtt. defe naa ne baax na aussi jëf ju baax ñu di ko fësal. ça permet aussi waaw. parce que tamit man d'accord ma de. non parce que demee noonu am na ñoo xam ne am bët ñu bàyyi ko mi ngi noonu voilà dama d'accord mais dama ne aussi am na ci yenn action yoo xam ne social baax na ñu di ko fësal parce que dafay yokk jom yeneen jeunes yi nga xamante ne xëy na dañ doon jël seen xaalis di ko def ci feneen ñuy xalaat di ci dimbali doomu aadama joxe ci jikko la dëgg la nga gis ku joxe nga ñàkk koo gis boo amee da ngay joxe bu fekkee dañ la ko yare mais jox nit ndog wala añ war a leer wala nga koy dimbale mu faju nga toog ci télé bi naan maa ko jàppale maa ko defal lii loolu sama xam-xam bëriwul de mais bu dee yàlla nga ci doo ko ci am soxna si Lamine dama doon ñëw ci yow dama lay may benn nga dem waaw gis nga xol mooy joxe loxo day jottali demal. xol day joxe ay waxi rek lay wax démb ma mee fi ne mais tey Lamine Samba fi ne. gis nga Lamine xol mooy joxe. waaw loxo day jottali. loxo day jottali dëgg la. la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. li ngay joxe ni nga koy joxe. Molière dekki na Molière dekki. intellectuel et Lamine maa ngi doon wax dafa am lu muy wax sànq nee na borom barke yi du ñuy nañuy dee joxe moo gën yenn yi mais gis nga Lamine am na ci borom barke yoo xam ne moi je pense que des gens comme yow comme ñeneen ak ñeneen ñu fi toog ñu gën a flexible ñooñu day baax léeg-léeg ñu jël dem jottali parce que nit a ngi toog ci bureau bëgg a joxe waaye yàlla xam na ne heure bi du ko may. dëgg la amul jot tey nga nar a dem ci benn pouponnière dafay baax xel la bu may joxe. nga ñëw tey Zena nga ni Eva écoutez jox leen ma benn couche. kii jox ma benn potu meew kële jox ma carax. nga daal di yow tam nga daal di dem yóbbu ñun tam war nañ ko mën a def war nañ ko mën a def damay dégg sama papa naan mbaax alal yàlla xaritam la koy jox du ko jug baax dolli ñu mbaax alal yàlla xaritam la koy jox du ko jug baax nit dina bëgg a baax sax waaye mënul baax du ko jug baax de dëgg la nañu ko jeexal ak oustaz parce que suñu borom ak alxuraan nag yooyu yëpp daf ci am solo ci weeru koor gi. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañ dafa wax ne. jox nit benn tibb bu ñam. moo gën dem tabax junney jàkka. mu waxaat feneen ne. kii bokkul si ñun maanaam bokkul ci les vrais croyants ñu ne ko kan. mu ne ki nga xam ne dafa fanaanee regg. dëkkandoom fanaanoo xiif. solidarité bi bu ñu koy def dañ ko commencé si suñu ay biir kër. d'abord commencé ko si sa weewu tànk commencé ko si dëkkandoo yi waaye itam commencé ko si quartier bi daa génn mu law ba si biir réew mi parce que soxna Bessel junj na ko sànq Baye Cheikh gis nga boo duggee biir Sénégal gii xam ne wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne soxla nañ dimbal. man j'ai fait le tour du Sénégal ci cadre concours Al-Qur'an voilà mu ngi noonu kon wax dëgg yàlla nit ñi solidarité bi nañ ko def mais lii aussi niñ koy defee wax dëgg yàlla pour man mën nañ leen ci gën a encourager joxe tamit yàlla tagg na ñi nga xamante ni dañuy joxe mu fës tagg na ñi nga xamante ni dañuy joxe du fës l'essentiel yéen bi la yàlla di fay ñun ñii ñëpp bu ñuy joxe li tax ñu koy joxe yàlla rek moom moo ko xam te dafa ñu waxoon ci Al-Qur'an ne fastabiqul xayraat yàlla nee na ngeen di njëkkante ci ay yiiw te yiiw mënta gën a rëy nit xiif wala nga jox nit mu ndogu yonent sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ittaqu naara walaw bi shiqqi tamratin sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen moytandiku safara ñu ne ko si naka mu ne donte la xarit benn tàndarma ngeen di jël xar ko sarax ko nit wala jox ko nit mu dugal ko si gémmiñam ngeen sàkku si suñu borom musal leen si safara ni ngeen ko def kon geste yi ñuy def dafa nekk yoo xamante ni yu am solo la c'est des gestes à saluer li si des nag mooy nit ñi bu ñuy def nañuy def te yàlla tax intention bi ba pare li ñuy joxe itam ne nekk loo xamante ni ku leen ko doon jox ñoom dinañ ko jëfandikoo alquran laa lay wax yàlla dafa ne bu ngeen di joxe na ngeen joxe li nga xamante ni moom ngeen gën a bëgg lu jëriñ quand même boo joxe lu baax yéen ku leen ko doon jox bu ngeen naru woon di ngeen koy jël mais doo lekk ay ganaar jël ceeb bu fanaan di ko joxe loolu du solidarité la première dame qui doit venir dans quartier général sama yaay def lu mel noonu qui doit venir ici moom dafa war a ñëw ci émission bi day déjà seetaan benn émission gis ni am na ku feebar kuñ fa annoncé mu woo animateur bi jox ko xaalis ne ko demal nga faji ko très bien très wala bien kilifa yu bari dañuy def loolu dañuy seet ni kii sonn na ngir yàlla ak yonent bi ñi mën nañ jàppale ñi télé jërëjëf waaw rek laa dool seen portage bi que ñoom dañuy dem di yalwaan ci mbedd mi mais yenn saa da ngay gis damay leen di seetlu da ngay gis koo xam dañuy ñëw di ko yalwaan tàllal ko pot bi mu féetal leen yaakaar ne ñoom li ñuy def dañ ko jël def seen poste que may lancer appel képp koo xam si ne ñoom ñëw nañ ci yow ñaan la soo ma ne may
leen soo mënul bàyyi leen mais yenn yi di ko def baaxul te ñii dañuy jël di ko def ngir yàlla ak yonent beeg bisu weeru koor wu tedd yi kon ku man rek defal leen je pense que am na solo alors oustaz duñu la téye lu yàgg parce que suba ci suba di nga gunge téléspectateurs yi comme ni ñu ko defee ak oustaz Pape Hann démb noonu la ñu ko defee ak yow tey ñu ngi lay gërëm laaj yëpp itam dañ leen koy jébbal bu ko defee tontu yi ngeen amal ko ci bëccëg bi en direct ci télévision Futurs Médias. waaw incha allah à travers l'émission wareefu Ramadan bi may ànd ak soxna Fatou Bintou Diop sama yaay jooju. moom àjjuma la war a ñëw normalement ci quartier général ak Adja Degen Chimère. ah macha allah loolu moom loolu. parce que sànq dañuy réunion ñu ne léegi quartier général Mohamed Ndiaye àjjuma bi mooy pour mag ñi man leen samedi bi nag quartier général am ku ma ne mooy Koobay. donc est-ce que quartier général samedi mooy quartier général Kooba yi ku ngeen ci gis rek kon Kooba la yàlla tere damaa xam xale yee koy woy de. ñoom al samedi original Kooba bi day bokk. mooy kat man ñëwuma samedi de man ñëwuma samedi. yow doo ñëw samedi. man damay feebar samedi doo ñëw samedi. xam nga lu Kooba di tekki ci wolof. xaw ma man dama ko dégg rek wallaay xaw ma dama ko dégg rek jarul xóotal non jarul ko après je tiens juste non attendez je tiens juste waaw doole ma may ma wax non je tiens juste à préciser waaw may leen ma tuuti je tiens juste à préciser que xam nga yenn saa yi xale yi di foowee wax ñoom dañu koy jël de façon positive dañu koy jël nu kii duñu ko jël sax par rapport ak xóotal gi yenn saa yi nga dégg mag ñiy jaay xam-xam naan waaw lii lay tekki pourquoi ñu koy wax ak yooyu noonu yëpp jamono bu ne ak la cay xew mag ñi borom xam-xam yi amoon nañu jamono te am na yu ñu xewaloon ñun itam suñu jamono am na yu ñu xewal donc voilà jamono bu ne ak la cay xew. nañu ko bàyyi buuba yaa ma woo de dafa am benn paa dafa am suma benn papa bu ñuy wax paa gisee nee na nañu bàyyi di wax naan. waaw géwél bu reppee ci xare. lu bu ji xeeb ko nee na loolu c'est pas vrai. dëgg la. nee na dañuy wax. bu géer reppee ci xare. lu ko géwélam jiin mu xeeb ko. dëgg la te maytul ma géwél bu la mare. Lamine Samba Lamine non dañoo rafetal proverbe bi. quartier général demeewul noonu de. QG. na mu doon dëgg sax ñu ko wax ci kenn léegi xoolal Lamine xam nga lu ñuy def yu graaw yi grand quartier la samedi. voilà parce que samedi mooy grand quartier merci beaucoup oustaz. waaw Ndiaye dafa am lu ma ko waxoon. waaw tàggoo ma ko rek si biir weeru koor bi. muy li mu yëkkati woon lañ. da nga bëgg mu ñaanal ñu. waaw ay ca na ñu ñaanal kay. waaw Ndiaye ñaan balaa ngay def Ndiaye demal. xoolal yow gis nga yow ni man. Cheikh nag dañuy wax ah. mais heure lay xool. doo ñu tegal lu mel ni nii ñamu àjjana yi lu ci charia wax. charia nee na baax na wala amuñu droit cof. nee na neex na jox ndigal. charia nee na neex na nee na ko moom ci non xéwal yi la non ma oustaz wax ñu. laajal lu charia wax ndax am nañu droit cof ci wala dañoo xaar ba ñu jox ndigal. xaar la ba ñu jox la ndigal. waaw cofee nag waaw tooñ Ndiaye bismillah. waaw oustaz da nga wax lu am solo. ils sont incroyables. kon bàyyi ma demal ko fa rek. li nga war a woy tey nga ko war a woy. waaw ndeysaan. yaa xayre day finaata bil bishru wal madadi. Cheikhul Khadim nee na Baye Cheikh. gan gi gën a màgg si gan yi gën a yiiw si gan yi gën a baax si gan yi dikk na te mooy weeru koor sox Ramadan. axlan wa shaxlan wa tarhiban bilaadadi. nee na dalal jàmm ñëwal jàmm andi ay xéewal andi ay ngëneel andi ay barke andi ay yiiw muy weer wi ñu nekk di soxru Ramadan al mubarak. yaa xayre day finaata bil bishru wal madadi. Baye Cheikh mbégte mi weeru koor andi mooy fukki fan yu njëkk yi yërmande la fukki fan yi si topp njëggal la fukki fan yi mujj si weeru koor yi si la yàlla di goreel jaam ñi safara yàlla nañu yàlla boole goreel safara du ñëpp. amiin axlan wa shaxlan wa tarhiban bila adadi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ku woor weeru koor te defuloo ko lu dul am yéene jaamu si yàlla sellal si suñu borom subhanahu wa taala yàlla jéggal na la say bàkkaar yi nga def ak yi nga defagul. macha allah. kon oustaz xaaral ma dugal la ci jës bu ndax am na lu fa sëñ Tuubaa wax. bi mu naan taxsimo bi sunnati yaquduna li jannati bisniya tulminati li muxlisi muazim. macha allah nee na màggal Serigne Touba radiallahu taala anhu Cheikhul Khadim
maamu sëñ Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te wér nee ne màggal weeru koor moom moo ñuy yóbbu moo ñuy dugal fi nga xamante ne moom mooy aljana ji nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moom la ñu tàggatal Baye Cheikh ma wax la ne si gàttal si tëj am na bunt boo xamante ni woorkat yi ñoo fay dugg ëllëg muy bunt bu ñuy tuddee ar-Rayyaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dul woor ëllëg doo jaar si bunt boobu dugg aljana yàlla nañ fa jaar ñu jërëjëf oustaz ñu ngi lay jox rendez-vous noonu lañ ko tuddee macha allah sama doom bu jigéen it noonu la tudd merci ñu ngi lay jox rendez-vous suba ci suba bu wareef Ramadan Inch'Allah 10h30 12h ak Adja Fat Bintou Diop ak ki nga xamante moom mooy oustaz Mor Thiam jeex na je rappelle que quartier général u Seyda ak Adja Degel Chimère Babou àjjuma la fii ci télévision Futur Média alors am naa ko daa xaw a Njaay c'est vrai que Seydou dafa ëndaale instrument boo xamante ni man xaw ma fan la ko jëlee ak lan moo tax mu indi ko mais dinañu sàkku xam-xam ci aada ak cosaanu Sénégal maa ngi ñëw wax la léegi woykat bi kan la Ndiaye. waaw Pape Cheikh ajaarama na fii. c'est dommage que ça nekk fii pour tintin gi. voilà parce que moo yore chronomètre bi te tey dafa teel a fër ak ndogu bi te yaa yore chronomètre dénk naa la ko Alfi voilà dénk naa la chronomètre bi. donc ala jaarama Pape Cheikh. mbela ande nanata pulaar. Diallo. ba tey dinaa jéem ci olof bi waaw donc bu ñu toogee ci jotaay bu mel nii. xel yëpp war na dem ci ki nga xamante ne moom mooy Njobba Adama Aysi Elimani Siré Samba Demba Ali Mokhtar toroɗo famɗa tew o famɗa haala o salligo futuro o julda feññangue koɗo subaka joom wuuro nangue hoore nit ku ñuul ku ne bu waxee ashhadu an la ilaha illallah war na sant borom bi mais war na sant El Hadj Omar Foutiyou Tall loolu nag waral ma indi instrument bi parce que instrument bi muy tudd mool mool nag daawoon na bu Cheikh Omar defee xare ba pare am victoire bu nit ñi toogee ba reer ba pare day kontaan day wax mbooloo mi ku ne ci yéen a dellu ci cosaan ci limu El Hadj Omar Foutiyou Tall voilà mës na ma nettali lu mel noonu léegi nag dafa amoon ay joueurs mool yu mag dañu doon dellu ci cosaan bu baax a baax. d'accord am koo xamante ni muy tudd Ali Hamadi Ali. def ci woy suñu maam El Hadj Seydou Nourou Tall woy yu am solo. moo ma xam benn mag bu tudd Daha Thiam. moom laa demoon ci moom. mooy ci élément bi ñu jël. moo wax ma ci instrument bi boo xoolee. macha allah monocorde moo nekk nii benn corde la. benn corde la. ah waaw benn corde la am. ok nii. Lamine yi ngay defar de. waaw jottali ma ko ñu xool ko. professionnel la. am yoo xamante ne nii semi professionnel la. macha allah am yoo xam ni amateur la. ah ñun ni ñu doon defar dañ koy defar muy dem extérieur. d'accord buy dem extérieur du doon professionnel. day doon ay semi professionnel yoo xamante ni pour décoration. mais li ma impressionné mooy le fait que mu nekk benn corde. voilà loolu la bëgg expliquer. waaw xam nga bi moom moo jiitu xalam. est-ce que mën nañu déglu li nga ci def. ñu gën ko comprendre mën nañu dem seeti élément bi. après ñu ñëwaat expliquer la suite. ok. haalate mon ko Daha Thiam mbaɗa huccitindire Saydou Ba omo addani en fina tawa men noon moolo ko heen jeeya woni ko nanngumi ɗo ko hunde nde ngannduɗaa adi ɗum ko baylol refti heen ko moolo refti heen hoddu moolo noon oɗo sahaa jooni eɗe ɗeɓi wajjodirde seeɗa en ɗeɓi majjude ɗum addani mo artirde moolo beele banndiraaɓe ɓe ne ngannda holko woni moolo sukaaɓe jibinaaɓe jooɗi ɓe kadi ngannda moolo meeɗino jolde moolo noon ko hunde hawnide no feewi ko sa yii ɗo ko wonɗo heen ko leggal gawdi saha waɗa lahal moolo waɗa kaccereji waɗa cas famide waɗa leggal kelli ko ɗum woni ko woni ɗo ɗum ɗo kadi ko woni sañjere sa nani sañjere ɗo joni labbo ne jogui ɗo gueɗal kono baylo kadi ene jogui ɗo gueɗal
labba kañum sehata lahal ngal a faami dey caso kam aɗa wawi sodde nden casalade nden ko leeɓi wi gonno leeɓi pucci walla eko way noon kono joni aduna o yeehi ɓoosi ha hankkadine cas aɗa wawi ɗum dañde ɗo jaaɗa fota ɗum ɗo ɗon woni kaccireji sa nani kaccireji nana hay hoddu ɗum ɗo woni sañjere ɗum ɗo a yula ɗum mbaɗa hen ŋeñamaji ɗum woni ko ɗum woni ko saƴata ko ɗum noon ko hunde mawde no fewi nguru ngu noon wawi wonde nguru naggue ko nguru naggue tigui rigui ko ɗum woni ɗo ɗum woni moolo noon ko hunde wande fayida no fewi sa ƴeewi ko wayno camarel en ene haala ene hoɗa aɗa ko hoɗata ko wona huddu wona guitare ala ko moolo tigui moolo nden ko hunde wande fayida sa nani daari men nden baɗɗi fayida darteɗi ko wayno ama sar en walla camarel en soɓe daara ɓe kewɗo on hodde ko moolo o ne ala kul ene yewta men lewru korke he somi weeyiɗo hay goto ala mi hoɗat moolo mi wona siftoro hanki nde wonno mi miijo mawɓe men ɓenduɓe hanki ɓe ko ɗum ɗo koye gurdam te ɗum ɗo moolo ko jiiɗa ko ene hulɓini no fewi ene waɗi gandal nder ngal gandanɗa hoorema sino wona no wayni tan eɗen mbawi saktude ɗum kono noon rek a tax ñu naan Sénégal suñu culture dafa riche parce que boo seetee borom xam-xam yi sa yaram dafay daw li Alfi xaw ma besel wax sànq ni du Sénégal du Ndakaaru dong Sénégal defe naa fépp la te foo ci dem am na yu riche yoo xamante ni mën nañ ko faa fekk Zeyna joxal ma Seydou nga tojol ñu ko tuuti. voilà xam nga Pape Cheikh. waaw. est-ce que jigéen war na ko téye d'abord non jigéen dina ko laal. jigéen dina ko laal ma wax la benn secret bu ci ne. benn rek bi ñu ma may. mooy sëriñ si ni ñuy jëlee téere di ci def listaxaar. macha allah di gis borom xam-xam bu ñuul bi ñuy jël peta wala suuf. di ci gis. ñi koy joué. dañ koy seetee. c'est-à-dire da ngay ñëw nga toog. ñuy xalam di la wax say affaire macha allah mu ngi ci affaire bi. macha allah beneen élément bi tax ma indi mool bi. mool la tudd. mooy dañu d'accord ñun ñëpp. ci benn réew mënul développer sans la culture. dëgg la benn réew mënul développer wu ak une langue étrangère. dëgg la te dañu nekk ci moment boo xam ni dañoo occidentaliser wu ba mu ëpp. ñu ngi bëgg a bàyyi suñu cosaan. ñu ngi bëgg a bàyyi suñu instrument. wallaahi xoolee lii mu réer la voilà ñu ngi bàyyi léegi lii mu ngi bëgg a dem. parce que riiti bu mu paas dafa am bu njëkk bu tudd baylul. boobu mënatuñ ko am léegi. bii moo ci topp après xalam ñëw. ak riiti. d'accord léegi am nga ci pulaar son yu bëri yooyu dëgg ñu koy joué ci xalam. base bi fii la départ. Eva même bambara yi am nañu seen bos. ngoni je pense. waaw ngoni bii Pape Cheikh bii Eva. nga tradition bi dafa boole ñëpp. waaw booy xool halpulaar bi soninke bi bambara bi. bokk nañu ay yëf macha allah. mooy waral halpulaar yi di làkk bambara. bambara yi di làkk soninke. isigi naya isigi e fana kii si ami koy taban na may ñu ci may. bim naan ayewo mali baadela gitari fo jali banga mali baadela kora fo jali be mali baadela tama fo jali banga mali baadela ayewo mali baadela masha Allah mais Pape xam nga lu indi jaayu barke ba yaay borom xam nga lu ko indi lan moo ko indi lan mooy jaayu d'abord xaw ma wax ma li ma xam jaayu wane sa wane xalam kat maanaam boo gis buy xalam day jaayu ok waa ji dafa ñëw di xalam di xalamal buur bi di jaayu buur ne arrêtel ndax jaayu bi moom rek moo ko yeyoo mais ba ñu dem ba ci biir waa ji di xalam li muy xalam neexul léegi jour boobu la buur bi décrété ne bis ni ki tey képp kuy xalam di ca jaayu rek barke ba yaay borom voilà Adjaratou Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi yegg si ni voilà conseil des ministres bi kon jeex na on l'applaudit elle est en train de prendre les escaliers voilà fay naa la man ak Eva dañoo parier woon léegi pari bi tey Mohamed Ndiaye Eva gagné na léegi man yow laay parier première dame yow laay parier
Ajaratu Mariam Faye Sall première dame bu Sénégal yow ak Lamine Samba laay pariel dina ñëw man moom parier naa ci kooku day ñëw par kenn Aminata Tall sax xam naa ne boo bëggee day ñëw nañu parier d'abord ci première dame un par un suñu bàjjen mooy ñëw waaw te buuba dafa naa ma yow da ngaa doon sa turandoo moo jëf sekk damaa bëgg ngay way yenn saa yi yow de toute façon doo ko fekkee dañ lay bàyyi nga jóg may ñu plateau bi sama bàjjen noonu di ay dóor voilà peex ñu ngi lay gërëm bu baax waaw mënta ñàkk kon njàmbur be Aminata Mbengue Ndiaye njàmbur la njàmbur be Aminata Mbengue Ndiaye njàmbur be njàmbur be Aminata Mbengue Ndiaye njàmbur be voilà peex ñu ngi lay peex ak bëgg réewam jàmbaar jànge waaye jàmbaar jànge ak bëgg Louga jàmbaar jànge ndaanaan baange ak bëgg Sénégal ndaanaan baange waaye ndaanaan baange jërëjëf jërëjëf yaay xoola léegi maa ngi leen di gërëm ñu dem dama jëli ko waaw dama jëli ko Eva Tra dem jëli madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye ministre de l'élevage yéen ñëpp sax du ngeen ko fekkee léegi maa ngi leen di gërëm bu baax merci beaucoup merci beaucoup xaaral ba ñu pare s'il te plaît nuyoo yi xaaral ba ci kanam s'il te plaît ñu àggali bi voilà d'accord. Eva yow yaa accueillir suñu yaay. Bonjour, ça va bien Pape. Maman comment ça va? Mbengue. Ça va. Merci d'être là. dañu parier woon ni doo ñëw. waaw man ak Eva dañu defoon pari man ma ne ko doo ñëw mu ne ma da ngay ñëw. ñaata ngeen tegoon. man tegoon naa lu bëri de. tegoon naa 2 millions pour tey ci guddi gi alors ki nga xamante ni moom moo ñuy dimbali bu weesoo Lamine Samba ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ay journaliste yu Sénégal yëpp fonk respecté leen ndax crédit bi ñu am dañuy woo keneen koo xamante ni moo ñuy gindi toujours ci yeewu leen bi Alfi xam nga ci dara bu ñu café info yee mu ñëw rubrique bu bees bi ñu créé ci quartier général mooy ndogu info ni démb tey tamit Abdoulaye Der leen ci àndal Abdoulaye Der moo ñu rejoindre léegi nii ci plateau bi El Hadj Abdoulaye Der ñu ngi lay nuyu foo jógee fële ah. fële. madame le ministre ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci teewaay bi d'abord koor gi noo ko dundee tey yaay. koor gi moom tey saf na saf. ana micro bi voilà elle a d'accord donc koor gi tey wax dëgg yàlla xaw na saf ci ñun. ndax gisoo ba léegi ñu ngi woon conseil ñu ngi ni du ñoo. loolu laa annoncé sànq d'ailleurs foofu sax soxla ñu ndogoo di soog a mën a ñëw. macha allah je pense que dinañu ñëwaat ci li nga xam ne ni bëgg nañ ci waxtaan ak moom surtout muy élevage muy li ñu gis démb te waxtaane ko yenn ci ay yàpp yoo xamante ni gis nañu ni indi na coow yu bëri fii ci Sénégal ci consommation bi nen yi ñu waxtaane itam démb indi na ay jafe-jafe yu bëri Eva am nga loo ci bëgg a wax balaa Ablaye Der di ci indi li mu ciy wax tey. dañuy wax ne rek li nga def dafa am solo ndax fu mu ne nii population bi tiit nañu. jaaxle nañu kon bu ñu demee ba nga woowoon ki nga xam ne moo ci habilité wax moo mën a wax loo xam ne bu ko waxee xel yi danañ dal dañ koy wax rek bismillah di ko ñaanal rek macha allah mu dal ak jàmm bu ko defee yëf yi gën a yaatu. et ça intéresse Alfie parce que ci wàllu lekk ngay yëngatu. waaw te tey xam nga yow booy dóor may andi marto bi. waaw ndax tey dama bëgg def reportage ci yàpp pap donc wax yàpp quand même ci yaram lu yàpp di def vertu yi nekk ci yàpp lu tax ñuy lekk yàpp ak ñi mënul lekk yàpp lan la ñu mën a lekk ba li ñu yàpp di jox mu jox leen ko. voilà te Bessel yow xam nga càmm yi souvent ci àll yi dañuy sàcc seen ay bétail vol de bétail def leen lakkal. comme te moom teew na fi Pape Cheikh xam nga actuellement foog naa actualité bi ñëpp xam nañ ko muy Kolda actuellement ñëpp dañu def grève yàpp amatul Kolda. pourquoi je sais pas pourquoi loolu tamit xam naa ne moom dinañu ci indil ay leeral. parce que tey maa ngi woo sama yaay mu ne ma ñun de ça fait une semaine. amuñu ndawal. parce que boucher yi fa nekk yëpp dañu grève nee nañu dootuñu jaay. te bëggoon nañu xam tamit loolu lan moo ko waral. parce que nag yi ñu ngi koy sàcc ci àll bi. sàccum jur bu métti rawatina ku wax yero Medina Fula. ay Jula Kolon et cetera. donc loolu tamit yaakaar naa ne vraiment ñoom tey dinañu kontaan ci loolu Pape Cheikh. voilà Ablaye Der ñu ngi lay nuyu.
Ce sont des préoccupations yoo xam ni lañu bëggoon waxtaanal ak madame le ministre ndax ni ko Bessel waxee sàccum jur bi ñu ngi ci doon wax léegi sax balaa ñuy yegg si ci plateau bi criminaliser nañ ko désormais oui criminaliser na ko dina expliquer lu tax mais est-ce que biñ ko criminaliser attentes yi wala dans les tribunaux ci peine yi nga voilà commencé nañ ko sentir ba nit ñi bàyyi càccum jur bi nga xam ne mi ko mais je pense qu'avant tout li ñuy njëkkeek moom mooy li lëmbe réew mi fan yi yëpp avec cette viande impropre à la consommation bi ñuy jox sénégalais yi démb maa ngi ko fi doon wax ñoom état seen cër dinañ leen ci interpeller seen responsabilité ñoo yor contrôle bi traçabilité de li nga xam ni moom la nit ñi di jëfandikoo ki yëpp ñoom la mais nee naa beneen fànn bi les vendeurs ne sont pas naturellement naka intègre xaw ma naka laa ko mën vertueux nit ñëpp d'ailleurs bon ci ñu ëpp en tout cas waaw ñun ñëpp voilà man sax donc contrôle yatu état boobu war a nekk seen ginnaaw nekk épée de Damoclès ba ñuy jubal encore une fois beneen responsabilité mais troisième bi ma waxoon mooy nit ñi tamit yàpp bu ñu lay jaay ndawal bu ñu lay jox à 600 700 francs te nga xam ni vraiment kilo bi mi ngi 2000 2500 ba 3000 war nga xam ni lii quand même ci looy jëfandikoo xiif ak ndóol mënu ko excuser waru ko expliquer en tout cas donc ci première question bi ñuy dem rek mooy état bi yaa ngi jóge conseil des ministres mais xam nañ ni il y a 2 conseils de ministres derrière le président de la République lui-même est monté au créneau pour laaj ngeen jël ci ay matukaay yan matukaay la ci état bi jël ci jamono ji ñu toll ci problème boobu sénégalais yi di jànkonteel. waaw kay jërëjëf Pape Ablaye maa ngi leen di nuyu Pape Cheikh. mi ngi lay fay yaay ak Eva. ak ñi fi nekk yéen ñoom Bessel tout le monde. maa ngi rafetlu tamit bu baax a baax invitation bi sax mun naa ne presque maa invité sama bopp. waaw parce que dama leen a dégg démb ngeen ciy wax. ma xam ni que am na ci yoo nga xam ne war nañu investir bu baax a baax ci information ak communication. pour que population yi gën a dégg. man toujours dama naan plutôt que ñuy def coercition maanaam di xeex ak nit ñi di leen dóor ak di leen sanctionner. sensibiliser ñi nga xam ne ñoom nga war a sensibiliser par exemple population bi ngay wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd ba ñu am information yi nga xam ne moo war. defe naa ni loolu tamit bokk na ci éducation bu baax la bokk daal. et puis c'est une bonne pratique. bi ma déggee démb ngeen ciy wax dama ni lii dinañu gën a taxaw ci médias yi toutes les télévisions toutes les radios parce que ñëppay déglu pour que ñu waxtaan ci gis nga c'est pas la première fois ñu di ci wax en conseil des ministres mais damay wax ni que c'est depuis 3 ans que la ñu ci commencé di def ak di ci xeex parce que du ñuy jot ay rapport chaque semaine yoo nga xam ne dafay jóge Sogas maanaam ci abattoir bi nga xam ne moo nekk à Dakar bu ñëwee du ñuy def quantité wu li nga xam ne yëpp moom la ñu abattre ci wàllu nag ci wàllu xar ci wàllu bëy ci wàllu fas ak yeneen mais mbaam daawu ci bokk mbaam bariwul mbaamu sëf daawu ci bokk mbaa bu ci bokk parce que mbaam boobu du joxe yàpp wata boore yàpp bu baax bi kii yi lu ñu tudd les parcs nationaux ñoom mbaam mi duñu koy kii rek sànni ko ci biir gaynde yeeg mbir yi ñooy seet nan la ñuy def ak moom d'accord léegi bi may gis rapport yi ma gis ni que viande fas daf cee xawoon a bari ma daal di woo l'inspecteur bi nga xam ne moo nekk foofu c'est un docteur vétérinaire bi ma ko woowee mu dikk ma ne ko man dama xaw a waaru daal ci li may gis nii ci seen statistiques yi ngeen may yónnee kan mooy lekk fas bi lii ci fas gi dëkk bi ñu ne ma c'est la communauté chinoise ma ne ah bon ñu ne ma waaw ma ne kon xëy na ñoom loolu ci seen aada la effectivement bi ñu renseigné woo ak yëpp xam nañu ne que li ëpp daal ci ñoom ñooñu la doon ci ñoom la doon dem mais temps yi passé du ñuy def man damay voyage guddi léeg-léeg mais benn bis may ñëw ma daje ak un troupeau daan am ku leen jiital mbaam sëf yi ma ni waaw man mbaam sëf yii fu ñu jëm ma gis mu bari xaw na ay 30 mais après ñu leen di gisaat ñu di ko jënd ci marché hebdomadaire yi parce que marché hebdomadaire yi aussi duñ ñuy yónnee chaque semaine kii yi nga xam ni transaction yi nga xam ni ñoom ñoo fay am mooy luuma yi ñu gis ni daal lii jar na seet après Sogas ñu gis la fay nekk ñuy abattre presque 500 et quelques waaw ci benn période bu gàtt daal alors ci la ñu interpellé waa Sogas ñu laaj leen nag lii lan la ndekete booba dafa am ay fête c'est ay fête annuelle mi ngi mel na Noël xëy na Noëlu Chine la wala Noëlu Vietnam la mais commande bi foofu la jóge woon
am ay chinois yoo nga xam ne ñoom ñoo doon jënd loolu xam nga sama benn xarit pour une petite anecdote dafa ma ne dafa am ku dem ci benn marché hebdomadaire dama xama ndax tuubaatul la wala feneen mais daal benn chinois nga fa daf doon jënd seen ration ba nga xam ne ñoom du ñuy cotiser jënd bu ko defee ñu seddoo ko ci seen biir alors mu ni chinois bi dafa ñëw seet bi moom nag la doon laajte ñu ni ko 225 000 mu ni dafa jafe nee na mu romb seen benn mbaam mu ni mbaam bi ñaata ñu ni ko 30 000 xaw ma 25 000 mu ni Sénégal daal dof la xamuñu lu neex gros la 225 000 petit la 225 000 alors ci la ñu commencé nag defe naa di wax ak di seet boobu façon gu jur également très bien bon bi ma ko gisee ma ne leen lii bu ñu ko bàyyee mu continuer dinañu décimer lu bari ci sunu animaux yooyu mbaam yi nga xam ni ñoom en milieu rural du ñoo am un rôle économique bu ñuy jouer gis nga tey boo demee dëkk bu mel na Touba xam nga ñu bari du ñoo quitter seen village environnant yi ñëw dëkk ci biir Touba ñi ci ëpp seen kër yi mbaam yooyu ñoo ko yore ak le transport d'eau le transport même de personnes yi nga xam ne du ñu koy def moo tax ñu tuddee ko mbaam sëf mu ngoog léegi boo demee tey dans la zone sylvopastorale di nga gis ay jigéen yoo nga xam ne dinañu dox 17 kilomètres ki seen fas la ñuy yéeg si seen mbaam la ñuy yéeg ak charrette bi ak ay pneu dem di wuti ndox loola sax xam naa ne dina wàññi ko temps yii di dikk parce que avec le PUDC avec le PASA avec le PADAER zone yooyu yëpp tey am na ay projet ministère de l'agriculture élevage ak PUDC nga xam ne c'est un programme spécial du président de la République la ñu fa def ci ay forage loolu bu sottee yaakaar nañu ne foofa dootul am problème mu ndox ba jigéen ñi di jël ay mbaam ak yooyu di ci yab seen i bagages parce que tey village boo mas a jël soo jëlee le triangle bi nekk booru Tessékéré bi du ci Ngóoli ak Amali forage yi du ñoo distant de 35 kilomètres donc boo paanee il faut nga def loolu pour mën a am ndox pour sa kër am ndox yóbbu fa tamit jur gi mais jur gi bu ñu lee def 35 kilomètres dem 35 kilomètres dellu si mais bu ñu dikkee nu ñu mën a def dina am lu wàññi ko ci seen poids donc loolu moo tax ñu def ay efforts yu important pour loolu donc pour en revenir ci wàllu mbaam yi bi ñu gisee donc ces quantités là du ñu ko wax en conseil des ministres waa SOGAS bi ñu leen laajee ñu ni ñu 20 tonnes congelé nañu ko pour bëgg ko yóbbu en Chine au Vietnam te mënuñu ko yóbbu Vietnam nag parce que dafa am une législation internationale boo nga xam ne l'organisation mondiale de la santé animale moo ko établir pour ngeen échanger ay produits animaux il faut que ñu xam les conditions yi nga xam ne moom la ñu koy transporter il faut que ñu xam la qualité de la viande ñooña normalement waa Vietnam du ñoo war a bind fii wax ñu ñoom lan mooy seen condition par exemple pour yàpp dugg fa alors léegi bi ñu leen laajee yooyu ñu dikk daal def demande d'autorisation pour exporter man leen ñun duñu leen jox autorisation tant que Vietnam ci seen bopp bi duñu alors ils ont insisté def nañu sax ay façon yu bëree bëri pour que rek ñu dimbale leen loolu ñu rey ñu yóbbu ko ñun leen kenn du ko yóbbu parce que kenn du xam tamit fu ñu koy dugal ak yu demee noonu donc ñu nekk ci loolu di ci daw ba bi ñu dikkee en conseil président ni ma jëlal des mesures pour que yàpp bi ñu xool nu ñu koy def ñu daal di décider ni nañu ko affecté au niveau du centre zoologique de Hann ñu jox ko gaynde yi beneen bi gaynde yu suur nañu ñu ni parc animalier bi nekk ci yoonu Mbour bi Bandia tamit ñu woo leen laaj leen d'accord donc waa Bandia ñoom ñëpp ñu ni mën nañu ci jël mais quantité bi bari na ci ñoom bari goo nga xam ne mënuñu koo jeexal ci ay fan parce que ba ñu leen ko waxee ak léegi mu jege 1 mois mais booba ak léegi li ci jóge ci quantité bariwul alors moo taxoon tey du ñoo jëloon la décision ni duñu koy incinérer ba wax nañu sax ak la cimenterie bu kii bi bu Rufisque bi nu mu tudd Sococim pour que ñoom ak seen fi ñuy seen incinérateur bi ñu am parce que ñoom am nañu quantité yu mag mën nañu ko fa def ñoom nee nañu bu ñu dikkee dinañu ñu ko defal gratuitement ci loolu la ñu nekkoon fan yi yëpp di préparer mais population bi man laay waxal parce que yàpp ku ñu koy jaay kilo 600 francs téeméer ak ñaar fukk war ngaa xam ne du yàpp bu jógee fu baax beneen bi yàpp dafa gaaw a yàqu Alfi loolu nga ñuy wax tout le temps yàpp dafa gaaw a yàqu effectivement am na sax ay mesures yu nit ñi jël gis nga ñun bi ma jëkkee li ma jëkk recensé mooy dibiteurs yi xam naa ne dinañu ne ko bëgg dibi nga mais bu ñuy def yooyu yëpp c'était rek pour xool les conditions dans lesquelles ñi ngi ñuy jaay yàpp yooyu gis nga maladie animale yi daf cee am yoo nga xam ne dafay dal nit ki wallaahi bu duggee mooy li ñu naan zoonose jàngoro la boo nga xam ni muy dane animal bi noonu lay dale nit ki d'accord donc loolu moo tax gis nga SOGAS
wala ci beneen abattoir bu mu mën a doon à travers le Sénégal bala ñuy rey li ñu naan dafa am contrôle bu ñuy def duñu koy visiter donc avant ñu abattre ko ak après donc lu demee noonu nag bu fekkente ni amul yow ñu jaay la yàpp xamoo ndax yàpp bi ko bu feebar la wala beneen nga jënd ko rek parce que yomb na nit yenoon na boolam di jaay wala keneen ma nga lal ca buntu këram di defar du sotti ñooñuy jaay ci am na ñuy nekk ci koñ yi di jaay am na ñoo nga xam ni sogaas la ñuy dem du ñoo amee seen ay reçu ak yooyu ak yàpp bi mooy bi am tampon dafay am tampon mais léegi gars yi du ñoo yeewu am na sax ñuy defaral seen bopp seen encre bu la taf ci affaire gis nga même boo jëndee dafa amal gàm bu ndaw doguma la madame le ministre c'est-à-dire li ñun ñu bëgg a xam mooy Sénégal luñ fiy tere lekk yàpp mbaam wala lekk yàpp boo xam ne anam boo ñu ko rayee tegul ci yoon yàpp yi am na ci yoo nga xam ne ñun mën nañu nit ñi dinañu koy seen xol mën na nangu lekk même mbaam fii ci Sénégal nga rey mbaam sëf wax dëgg yàlla man di gisuma benn Sénégalais bu ko bëgg waaw am na nag ñu koy lekk parce que ñi ñu ko jaay kay te xamuñu ko ña ngi koy lekk mais comprendre naa madame le ministre comprendre naa question Mouhamed Ndiaye est-ce que Sénégal dafa am yàpp yu ñuy tere ak yàpp yu ñuy tere non c'est-à-dire que yàpp bi ñuy tere daal mooy bi ñu jëlewul ci abattoir wala ci endroit boo nga xam ni c'est approprié pour la vente boobu la ñu tuddee wata boore mooy yàpp bu baax bi dégg naa non wata boor mooy bi nga xam ne da nga koo rey ci tàng-tàng bi bu baax bu fort bi sunu maam yi daal di koy tere ci tàng-tàng bi wala ñu lakk ko ci tàng-tàng bi defe naa bii mooy wata boore de bii mooy yàpp wata boore bu tàng baax loolu gis nga normalement boo jëndee sax nag li ñuy naan li ngay wax léegi ci traçabilité mooy du ñoo war a xam fu mu jógee parce que vol de bétail fi ñuy dugal après nag yi kii jur gi nga xam ne du ñu koy sàcc mooy ci réseau yooyu donc vol de bétail ak abattage clandestin ñoom la ñu war a boole di ko combattre parce que benn bi mooy indi bi ki des vol de bétail bi effectivement président moom la jëkk a def mun naa ni chantier ñu daal di créer benn comité boo nga xam ni le ministère des forces armées le ministère de l'intérieur tous les départements ministériels ministère de la justice waa primature le ministère de l'agriculture képp ministère de la santé ministère de l'élevage boole koog les organisations de professionnels de l'élevage ñoom ñëpp ñi ngi nekk ci biir. super pendant 2 ans presque on a travaillé sur des textes. ba am un plan d'action. plan d'action bi li nga xam ne moom la jëkk a proposé mooy. d'abord il faut changer la loi. le code pénal et le code de procédure pénale. bi ñu ko étudier ba en conseil des ministres ba yóbbu ko assemblée. du ñu ko jàllale sans sax wax ci parce que dafa nekk préoccupation sénégalais yëpp. gis nga tey ku nekk ngi bëgg a investir ci élevage. parce que gis nañu intérêt bi ci ne. gis nañu ne tamit que vraiment mun na indi lu bari ci réew mi mais tey ñoom ñëpp seen tiis mooy yar sa jur ba mu baax ñu dikk ni ko doññet yóbbu wallaay tàcc googu ci loolu tamit ñi ngi ciy liggéey avec la CNCAS mooy la compagnie nationale d'assurance agricole pour ñuy assurer cheptel bi tey boo assurer sa bétail ñu sàcc ko wala mu dee wala leneen lu ko dal rek du ñu lay fay presque 80% sa police d'assurance boobu d'accord mu nekk somme bu ñu lay verser voilà donc loolu tamit dina mais criminalisation bi ñu wax bi ñu ko def bi mu jàllee assemblée ndax gis ngeen ci waaw juróom ba 5 ans juróomi at ba fukki at la ñu leen di tëj xam nga normalement ku ñu jàpp juróomi at tëj la wala ñu jàpp la fukki at ci xar moo sàcc wala bëy boo sàcc wala nag ci yoon jaru ko war nga koo bàyyi mais li ñu seetlu mooy ba léegi loi bi moom am na lu ki des ci application bi président de la république d'ailleurs joxe na ay instructions fermes pour que ñu continuer waxtaan avec tous les services techniques yi nga xam ne du ñoo nekk ci loolu pour ñu continuer la sensibilisation mais pour que également ñi nga xam ne ñoom ñooy même man keroog wax nañu sax ni président tribunaux yeeg les procureurs ak ñëpp war nañu am une réunion ak ñoom pour mën a toog parce que lii tamit bi ñu koy def duñ cee waxtaanoon ak ministère de la justice intérieure ak forces armées pour que ñu mën a am vraiment yoon boo nga xam ne ci la ñuy teg nit ndax li découragé nit ñi du ñuy jël sa jur ci ëllëg sa boo dajee ki ko jëloon mu naan la man damaa aji woon màkk ak yu demee noonu daal loolu dafay métti ci xol il paraît que am na sax yeneen yu ci am parce que am na ci ay leaders sax yoo nga xam ne ñoom duñu leen di ziyaare et tout di leen neexal pour ñu bañ a laal sa jur léeg-léeg nga gis ci ñuy dem ci dëkk dem ci benn nit ku amee jur gu bari ni ko yow parce que bu ñu xamee ne kooku am na influence du ñu ko naan yow sa jur duñu ko laal mais boo laalee juru keneen gis nga nëbbante boobu ñuy def mooy indi coow li amul benn village bu un voleur de bétail dëkk te waa dëkk ba xamuñu mais duñu ko bëgg a weer duñu koy nëbb lu demee noonu nag moo tax élevage bi tey mu xaw a am jafe-jafe ci loolu mais
dama daan dégg président Diouf naan une loi n'a de valeur que lorsque ñi nga xam ne ci ñoom la jëm. ñu xam ko moo tax loi bi décidé nañu on a prévu une caravane. boo nga xam ne on va faire le tour des collectivités locales. d'ailleurs sax ni woon nañu dinañu gis le président de l'association des maires. monsieur Aliou Sall pour que ñu mën a toog. ñu waxtaane ko parce que déjà am nañu ay programme ak ñoom. dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques ci augmenter le nombre de moutons à travers le pays. mais bii tamit dinañu ko waxtaane ak ñoom parce que collectivités locales yi duñ cee am un rôle important bu ñu war a jouer. super sensibilisation bi daal. waaw korité waaw li ñu ko bëgg a laaj yëpp. waaw du doy li duuf ci nag bi du xaj ci cin li même su dee ci ndaw lañu mais mënuñu ko am sous la main te ni nga wax interpellé wuñ ko ci gannaaw korité on va parler de tabaski encore une fois préoccupation très rapidement defe naa loolu la ñuy jeexalee ak ginaar gi dina doy Mohamed Ndiaye inchallah ak DJ Bouba on a préparé tellement de reportages exactement très rapidement rek nañu wax ci tabaski bi ñu dëgmal ndax cheptel bi inchallah dina doy ak mesures yi waaw kooku moom xam nga yow tam ma la ko wax lii ngeen di def après man tamit am naa question bu am solo bu weesoo korité ak tabaski parce que barki Dembo Ndiaye dégg naa njaago buy kaas naan bu korité jotee nga wax ak julliti ci ginaar bu tabaski jotee nga wax ak ñun ci xar njaago nee nañu madame le ministre njaago nee nañu njaago bi lu mu wax yow yaay jeexal yow yaay jeexal man dama bëggoon benn relance bu ndaw par rapport ak madame le ministre parce que sànq dafa wax ba wax clandestin bool yi wax abattage clandestin bi wax it ñi nga xamante ni dañuy rey te teguwuñu ci yoon kooku nan la ñu war a mën a def pour xeex ko parce que loolu mooy li ko sonal man bërki dem ba jël naa benn taxi mais taxi man bi biiram bi dafa doon métti mais bi ñu ci génnee li dafa wax kaay xool yàpp bi ma lekk kaay xool naka la demee loolu nan mais et c'est vrai te bu génnul woon mënoon na koo lor loolu la ñu wax nan la ñu war a mën a def parce que bool yi aussi tamit ngi waaw forox caaye voilà le mot gis nga bool yi lu jara seet la moo tax ma ne la recensé woon nañu non seulement ñi xam ñu yor bool ak ñi nga xam ne tamit duñoo yore ay dibiteri bi ñu ko recensé trouvé nañu 400 et quelques personnes yoo nga xam ne rien que dans la région de Dakar te ñu bëri ciy dee wala di ci gaañ am na ci ñoo nga xam ne xëy na wéruñu normalement bala ngay jaay yàpp dangaa war a dem ñu passer le visite seet ndax apt nga amawoo benn jàngoro buy tax waroo mën a jaay yàpp yooyu yëpp daf cee am donc yooyu yëpp ñi ngi ciy liggéey am na ay gëstu yu ñu def par exemple pour xool bonne pratique yi nga xam ni noonu la ñu war a jaayee yàpp nan la ñu koy daggee nan la ñu koy conserver def nañu ko am na formation yu bari tey def nañu ko pour les bouchers def nañu ko pour ñu demee na ñooñu nga xam ne ñooy jaay yàpp yi mais xam nga lu mate moo yombul moo tax loolu lépp fas nañu ko yéen a reprendre encore mu nekk activité régulière u agent technique u élevage yi nga xam ne yëpp ñoo nekk à mais xanaa mënu leen moderniser forox caaye boobu noonu jël ay xale jigéen yu baax teg leen ci jël ay boutique ubbi ko teg di ci jaay forox caaye bu moderne nee na dootul mu bañ a nekk mu je sais pas mu nekk leneen man ko miinante woon nag gis nga bi affaire bi amee ñu moderniser forox caaye quand même Mohamed forox rob lay doon kër gi forox jipp xaw ma forox rob lay doon je sais pas bi affaire bi lu beseel bëggoon a wax xam nga forox caaye ma dama koy dund xam nga man tout le temps maa ngi ci àll bi pour nga gis looy lekk dafay metti mooy émission horaire bi li nga wax ni dafa am solo trop parce que mus naa ci jënd ma am ci problème boo xam ne ni vraiment dama ne dootuma ko lekk te loolu yàggul sax boo taxoon nga feebar fan yëpp ñëwoo liggéey si voilà oui waaw madame la ministre lu ñu bëggoon wax gannaaw ña koy consommer jot nañ ko consommer waaw lan la ñu mën a dalalee seen xel est-ce que dañu war a dem kër docteur parce que lekk nañ ko wala lan la ñu mën a wala police la ñu war a dem porter plainte doy na waar doy na waar jaaykatu farax lan nga ci wax lekk yàgg na xanaa kay man kay li ma bëgg rek mooy ku ñu dégg à partir d'aujourd'hui booy jënd yàpp nanga même bu dee ci sa koñ la nekk fexeel ba kooka buy rey buy jënd mu dem sogaas reye ko fa ñu passé ñu xool nag bi wala xar bi wala mala bu mu mën a doon bu mu fa yóbbu ndax apt na wala déet buñ ci defee marque bi boo dikkee laaj leen marque bi bala ngay jënd voilà parce que xoddeeku balaa ngaa lakkale loolu ñun sensibilisation boobu rek la ñuy jëkk a jox les consommateurs te dinañu ci daje sax d'ailleurs ak président association consommateurs yi pour man koo waxtaane pour mu gën a yaatu gis nga forox caaye man travailleur rural la ci àll bi rek lañu daan nekk yaay nga forox caaye di apparemment non man bañuma ko wax mais léegi xara rek ma wax la waaw Penda Mbow ñoo ànd di def benn étude bu ñu UNIFEM joxoon c'était defe naa ay 2002 2003 Penda Mbow professeur alors ñu ànd
on devait faire le tour du Sénégal pratiquement. ñu dem ba Koungheul man xam naa gars yi nekk Koungheul ma ay professionnels lañu. ma taxaw ñun ñëpp ku nekk jënd pend di ma xool ba ci ak mu ne ma Aminata ñoome nga lekk. waaw ma ne ko yow de xamoon ñun ay Maurice de Soudan maîtresse de wallaahi familial ci àll bi la ñu dëkk mi ngi xool rek waaye xam naa ne. xelam a nga ca xelam moom kay mujj na sax defe naa ñam. barki démb quand les choses là. xam nga kayit gi moom la njëkk a woo. xam nga yaay kayit gi da dàq ko yàpp bi nooy rek. j'espère que léegi ak li ma gis yëpp tey ki tey dégg ko xanaa dootoo affaire yooyu ma ne ko. merci yaay dañu lay gërëm bu baax li ñu neex mooy conseil des ministres nga jógee ba noppi itam woor toute la journée mais da nga bàyyi lépp jubaluloo sa kër da nga ñëw tey ci plateau bi. ñu ngi koy gërëm sénégalais yi jar nañu ko. waaw réew mi jar na ko. te ki ñu àndal ci liggéey bi également. ci lii rek la ñuy encouragé fu ñu leen soxlaa dem leen. Papa Cheikh su demee te waxuma nu muy wooree man daf may naqadi. waaw yow dañuy bëgg a xam. dëgg la de naan jeeg ji dañuy dem seeti leen seet naka la ñuy wooree. ndax dana dem tegi reer ak yooyu dañ koy bëgg a xam. le temps dañ koy bëgg a déet moom moytu ko nag elle est très dynamique macha allah. mais dama amul sax ku ma tegal reer. gone wala waaw borom kër gi dafa faatu depuis 10 ans. vraiment donc xale yi rek ñoo may tegal ñoo may defaral. léegi du ñu may tegal très bien. waaw yaay li ma amoon li ma lay wax. Pape est-ce que xam nga ni. jigéen la meeku am fulla. loolu la Sénégal waaw Lamine ci loolu laa doon wax. loolu la ko Sénégal yëpp. dama ko côtoyé. tuuti jamono mag Gaston bi mu tàngee ba metti daf ma woo. ba ma ñëw mu ne ma fii Sénégal la. li ngay def ak Gaston da nga koy bàyyi. da ngay defal lii nit ku am fulla la. loolu laa bëggoon témoigner devant tout le monde. nit ku am fulla la. ku am fayda la ku nangoo liggéey la. voilà jërëjëf yaay booy. ñu ngi lay gërëm bu baax. merci. jërë leen jëf merci beaucoup nuyu leen ma Youssou Ndour nag. dina mu ngi koy dégg mu ngi koy dégg yaay ñu ngi lay gërëm bu baax Ajaratu Meng Aminta Mbeng Ndiaye su la ek sargaan ak tabaski fa mbuuj mi ci Dagana. yóbbante bi defe naa da nga koy bàyyi ci biti. munu ci woon ñàkk en fait. mooy jigéen ju mën góor. jigéen ju mën góor loolu munu ci woon ñàkk. dafa am lu xew. dama la koy gunge waaleel. waaw kay gungeel ma ko. yaayu Mouhamed dégg rek lay def. waaw kii mooy Goro Aïcha dégg rek lay def. jeex na madame le ministre. jeex na kañ dem ma gunge la. Aïcha damay bàyyi Pape Birahim moom moo koy accompagner Pape Birahim merci d'être là tey ci émission bi je voulais juste dire parce que jot naa ci ay commentaires yoo xamante ne am ñu ne mënoon ngeen bañ a def musique mais parlons peu et bien ñun ñëpp dañuy déglu musique dañu koy déglu suñu oto dañu koy déglu ci ay salle voilà dañu koy déglu bu soft voilà donc loolu Mouhamed Ndiaye mooy li ma lay wax sànq il faut que Sénégal tamit ñu arrêté hypocrisie bi ñu nekkee bu ñu toogee ci ay télé naan lii baax naag lële baaxul fekk ñun ci suñuy biir kër nii la ñuy waxtaanee nii la ñuy bégalee suñu bopp fekk naa ngay déglu ay musique sa oto donc defe naa musique bu soft boo xamante ni daf ñuy yóbbu fa yàlla itam loolu yàqul dara ci weeru koor Mamadou Mouhamed Ndiaye daf lay dimbali ci xiif bi sax musique bu soft daf lay dimbali ci xiif bi surtout moom Pape Birahim am na benn tube bu mu def way ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bi koor gi tàmbaleeg léegi gis naa ni ko télé yeeg rajo yi jëlee daf ñu koy woyal xanaa déggoo li la Seydou indil ci xalam Seydou Cheikh kii nu mu tuddati Cheikh Omar Foutiyou Tall da doon naan gars yi nañu xalam kon ça veut dire que aayul nit ñi nañu bàyyi di yëbb yëfi foo xam ne yeggu fa mu ngi noonu nag Fama Thioune moo ñu fekk si ak DJ Bouba kontaan nañu depuis sànq yéen a ngi préparé di monter reportage bagage yooyu Fama Thioune ci civisme ak déco wax nañu ko sànq mais yow di nga fekki bu baax ñi nga xamante ni pendant ce temps là lan la ñuy def on te retrouve ci kanam pour loolu DJ Bouba. voilà Pape merci maa ngi leen nuyu di nuyu téléspectateur u télévision Futurs Médias di nuyu également samay conseillers rek sama confrères yi. je retrouve tout à l'heure pour reportage bi ma def pendant ce temps là. waaw il se passe beaucoup de choses. voilà en même temps ñu installé itam Bayal Sall ak Mame Fatou Ndoye Traoré ñu waxaale leen ci ñi ñu àndal bokk na ci Papa Gastro yu baax yi ñu teg ci plateau bi di ko ndogoo Papa Gastro la donc Papa Gastro ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen partenariat ak li nga xamee ni moo jëm ci jotaay bi di quartier général QG teg ci tamit ñu ngi gërëm bu baax suñu sponsor officiel muy Orange Money je rappelle que actuellement Orange Money daf leen jagleel li ñu tuddee mbaqus boobu la nag bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel j'aimerais qu'on regarde annonce mbaqus bi ak ñi ànd ak Orange ñi nga xamante ni ñoom ñoo am Orange Money ngeen xool ko bàyyi ci xel c'est-à-dire lu ngeen gën di def ay transactions via Orange Money ngeen yónnee wala ngeen jot saa yoo yónneewee wala saa yoo jotee di nga am point boobu nag moom la ñu tuddee mbaqus saa yu bëree
di nga am possibilité am lu toll ci 25000 ba 1 million donc loolu mooy mbaqu su Orange Money je pense bu bëree nga am mbaqus donc mbaqus yi mooy point yi loo gën a bëri mbaqus rek gën a mën a am possibilité ñu may la 1 million wàcc 25000 wala 25000 ba 1 million regardez juste après itam ñu jël leen ci téléphone bi parce que je rappelle que fii ba minuit ku dugg mën nga am possibilité ñu may la billet Makka nga ànd ak Lamine Samba soit billet Umra wala billet Makka yooyu yëpp nag yéen la ñu ko jagleel quartier général première émission bu ñu mel ci télévision Futur Média regardez. moom li te suukaru koor yàlla na leen yàlla fay ci barki weeru koor bi. asalaamaaleykum waa Oumy nan nga def ba am lii lépp ci teranga. xanaa di yónnee ak jot xaalis ci sama calpe Orange Money rek. loolu nu muy demee. yomb na ak sa calpe Orange Money saa yoo yónnee wala nga jot xaalis da ngay dajale ay mbaqus yu bëree bëri te nag loo ci xamul semaine bu nekk fukki nit ak juróom yu ëpp lu ñu dajale dañuy gagné ay enveloppe juróomi junni ba ci 1 million. laaj ma lu dàqati. bisimilah. ci korité bi dina am kenn ku gagné 12 millions. 12 millions. 12 millions. maa la wax loolu ak Orange Money ku def lu baax am lu baax. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. ku def lu baax am lu baax donc Orange mooy sponsor officiel bu quartier général tout à l'heure dinañ leen won itam benn mbir moo xamante ni bëgg nañu sénégalais yëpp profité ci léegi ndekete ku liggéeyul wala ku chômé yaa ko teg sa bopp parce que dafa am ay doomi Sénégal yu jóg indi ay machine bi dañ la koy lebal après ngay fay par 25000 par mois machine baa ngi nii ci ginnaaw j'en parlerai tout de suite gis ngeen ko nii Fama Thioune yow mi bëgg affaire ñaw Bessel am na complexe am ba pare mais am ngeen possibilité léegi am machine boo xamante ni machine à coudre la après nga koy fay par 25000 loolu defe naa. loolu defe naa tailleur yi dañuy dee am problème pour am machine. rawatina ñi nga xam ne dañuy soog a door. moo tax may wax ne métier ñaw dafa am solo ñu bàyyi ci xel. parce que dañuy créer ay emploi koñ boo dem yaa nga xool tailleur ba fa nekk dana jël jeunes yi nekk foofu te demuñu école. ma nga leen di jàngal ñaw jigéen ñi léegi dañoo xew di ñaw seen kër di jaay. kooku yàgg na ci jigéen. léegi ku chômé yaa tooñ sa bopp. gis nga Papa Cheikh. moo tax toujours bu ñuy wax ci jigéen ñi duñu doyal. depuis ay jamono jigéen yàgg na même bu toogaan ca kër demul ca bureau mi ngi am tisserand mu koy tisseel bu paree mu ràbb sëri jaay ko ay moromam wala def ko ay natt suñu tubéy bu faqaan sax sama yaay koy ñaw gis nga samay tubéy yàgg naa xar sama moo tax loo ko defal du doy daaw ñu yóbbu ci tailleur en fait parce que oui ñoom ñoo ko daan ñaw Bessel tu es dans ça donc nga jënd ñu lebal la machine jox la ko nga koy fay par 25000 déjà Pape Cheikh xam nga machine yi boo amee atelier de couture machine yi du doy parce que machine bu nekk dafa am li nga xamante ne moom lay ñaw 217 li muy ñaw pakistanais munu ko ñaw VU li muy ñaw gros fil voilà gros fil ak petit fil voilà temps yi nag gros fil doxul kon petit fil bi tamit munu ko ñaw kon Pape Cheikh dafay nekk loo xam ne vraiment lu am solo la ñi nga xamante ne ñun dañuy yor atelier comme ni ko Eva waxee Pape Cheikh tey man dama nekk benn entreprise bu ndaw bu ma yor mais am naa ci ay 10 tailleurs yoo xam ne non dóoruma non fataay bi dafa neex 10 tailleurs yoo xam ne chaque fin du mois dama leen di fay salaire parce que merci voilà Fama yow min nga gros fil miin naa ko bu baax a baax te yii sax nag mooy daal di yóbbu ci ki nga xamante ni moo koy leble ndax ma jël ci ñaar joxe adresse ak numéro jox ko saa nday ja mu commencé da ngay am sa machine sa kër après kii leble ngay fay machine moo xam du leble four déedéet machine rek la ay ñawkat rek toogu ci voilà donc on en parle tout à l'heure ñu ngi leen di fàttaliwaat ni ñu ngi jëm minuit yi ñu leen préparé bëri na laata ñuy recevoir Bayal Sall mi ñu rejoindre ci plateau bi ak Mame Fatou Ndoye je pense qu'on peut vous accompagner avec une belle chanson soft bu ñuy apaiser bu méngoo ak weeru koor. Exact. Et je sais que xam nga Pape Birahim. Bien sûr mooy woy yu neex yooyu surtout sur l'amour. yow maa ngi daw ñii waruñoo teg musique nga bëgg maa amour loo ci télé bi man maa ngi daw ñii seen émission bi weeru koor la waruñoo teg musique. mais xam nga yéen a ko Mame Fatou. c'est amour non Mame Fatou et puis tu as parlé d'amour xam nga amour mooy wax maanaam ñu bëggante ñu jàppante. on ne parle pas du couple kii dafa saay rek yaa ngi wax maanaam ñun ñi fi toog sax. collégialement ñu soppante. et Bayal c'est vrai que on avait très envie de le recevoir tey ci émission bi boo nekkee France da ngay déglu Pape Birahim. waaw ma nekkee dama xëy déglu. et surtout bu waxu amour waaw mais moom moo koy woy mais tamit waaw dama koy déglu tout le temps parce que daf ñuy bégal ñun bu ñu nekkee fële. parce que des fois loolu la ñuy soxla.
même seen émission yeewu leen dañ koy suivre tout le temps. sama jabar boobu mooy meilleure émission am. tout le temps day seetaan ak bu Evatra. super alors on va ñu bàyyi Pape Birahim ñu ngi lay gërëm bu baax di la ndokkeel ci koor gi yow laata ngay génnee ay woy sax ñun wóor nañu nu te fekkee nañu c'est incroyable ndeysaan télévision Futurs Médias dafa neex fi mooy quartier général kon ñu bàyyi leen ak Pape Birahim mu bégal ñu. man xam naa ni daal na biya moom lañu yaakaar bayal dina bi daal rekk wóor Muhammad waaw waaw ñun dañuy ànd ak nabiya ba dugg aljana ku yóg yaakaar ndoreel sant leen yéen gëm leen julli leen ci moom Pape Cheikh Rasulillah ay yaakaar leen es doylu leen yéen ñaan leen lu baax mu mañu ko في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل الحكم فما شاء كان وما لم يشاء وممتنع كيف شاء احتكم
Mami Amina Dia ki taw ñu sàkk ñu ki waral jotaay bi tey jii leer mbayal koko di Rasulillah bu leeraay bi baane bu xewal wi saawaane bu am bi saawaane Rasulillah ko waara suqu albada min talatihi wa laylun daja min waatihi buba kanzul karmi مولا نعمة هذه الأمم لشريعته c'est vrai que way bu neexee sax day suuxaturu quoi day suuxaturu day féexal xol je dis souvent que way bu naqari day mel ni léttu yu dang day metti bopp wala daal luy xat yàlla nañ ci Yàlla musal mais way bu neex moom waxatuma la weeru koor rek mais on consomme te li Mbaye Dieye Faye wax naan consommable la sans danger kontaan nañ ci yow Pape Birahim wax way bu neex day wàññi xiif ndeysaan dëgg la maa gën a kontaan Pape Cheikh ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal gi yëpp di leen baal àq di leen baalu àq di leen wax ni koor gi ñu dugg nii comme dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim yal nañ ci génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla yokk xewal ci Sénégal bi def ko ci kilifa diine yi def ko ci kër kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni nekkuñu Sénégal ñu ngi bitim réew actuellement di seetaan émission bi maa ngi koy may ñëpp di ko may sama soppe yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi sonn ci man ñu ngi fépp nekk ci groupe WhatsApp yi nekk ci Facebook bi vraiment kontaan naa di ñaan yàlla bàyyi fi suñu waajur yi te ñu fekkee suñu njëriñ di gërëm bu baax Lamine di rafetlu plateau bi macha allah Sénégal gi yëpp ñu ngi koy rafetlu parce que moom la ñuy wax tout le temps foog ñuy innover di essayer di créer ay émission yoo xamante ni nit ñi dañuy toog seen télé bu ñu ndogoo ba pare am filmu seetaan ko mooy ñaari ñu boole feel good ak luy jëriñ waaw di wax li nga xamante ni actuellement li nga xamante ni actuellement moo nekk ci Sénégal bi mu nekk actualité ci wàllum yàpp yi ñuy jaay ci leneen loo xamante ni nit ñi dinañ sawar a toog ci seen télé yi concentré wu di ko seetaan vraiment kontaan nañ di gërëm ñëpp di siyaar ñëpp. merci Pape Birahim da ngay toog ak ñun parce que di nga ñu woyalaat ñu daal di ànd ak Mame Fatou Ndoye parce que nous parlons aussi sport Mamadou Mohamed Ndiaye xam nga lii mooy ñaari utile ak agréable on parle politique on parle musique on parle Mbifa Foré on parle Tëmbëjee Tibiri Bidio waa Badje. on généralise quoi parce que c'est le quartier général. voilà yenn saa yi ñu cal yenn saa yi ñu toog kooju. voilà c'est le QG n'est-ce pas. bu ñu neexee sax Rita Mbale. voilà yooyu yëpp da ciy am. diine gi début bi la bu ni ko na ko yemal oui jabaru imam diine gi début bi la bu diine gi début Mame Fatou merci d'être là merci d'être là Bayel yu itam kontaan nañu lool on a junj nañu tuuti ci li Sénégalais yëpp di wax réagissez ci Facebook bi Twitter ou où vous voulez en attendant ñu ñëw ak yéen ci application bi tudd QG quartier général ça vous permettra ngeen amandoo yëpp ci benn appli mais pour le moment ci Twitter bi ñu ngi ak Bayel lu ngeen ko bëgg a laaj leen ko et puis on va transmettre questions yi ci ndimbalu ñoom Cheikh ak équipe digitale bu groupe Futur Média Mame Fatou. waaw merci Pape Cheikh déjà ñu ngi Mame Fatou Traoré voilà. n'est-ce pas ça il faut le dire. ah oui avec fierté. oui ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp yi ñuy seetaan. di leen baalu àq ci weer bi nga xam ne ci la ñu dugg muy weer bu sell. ñun tamit ñu leen di wax ñoom tamit ñu ñaanal ñu. gën ñu yokk jom gën ñu yokk fula. voilà ñaanal ñëpp daal ñëpp ñi fi nekk équipe TFM groupe TFM ak ñëpp. di remercier nag sama invité Bayal Sall ndax voilà tey moom moo ubbi ci wàllu sportif yi donc li nga xam ne mooy quartier général ni nga ko waxee nag dina am actualité yu bëri mais sport bi tamit ci la bokk te Bayal gis naa ni aussi ren vraiment saison bi nga def Saint-Étienne am na solo du ñu ne guleet nag parce que depuis daawaati jéeg ça fait 10 ans nga nekk Saint-Étienne mais ren ñu dem ba ñun dañoo am naqar parce que mu ngi toj France te dañu ko soxla ci tanière bi. ñun loolu mooy suñu grève. ah Pape Cheikh. oui loolu nga gis. on veut nous sommes des Sénégalais nous sommes des supporters li waa France di profité ci moom nous aussi on veut. bien on sûr veut. Bayal déjà nga dellu si kon si saison bi très rapidement.
waaw maa ngi leen di nuyu ñi fi toog ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi kontaan naa si invitation bi nga xam ne tey moo tax ma teew fi tey. Mame Fatou dëgg la parce que maa ngi def saison yu bu baax Saint-Étienne mais xam nga lu yàlla dogal loolu rek may am parce que man loolu laa gëm ci yàgg naa ko wax ba nga ma invité woon télé en direct. man kooku xaw ma nu mu tudd ak laa ragal Ibrahima Movic xaw ma Ibrahima moom ak laa ragal tamit te moom mooy seen daanaka Dieu. Franchement ah j'en sais quelque chose hein moi. Je vois ça Ibrahima waaw je pense que lu tax ñëw ma équipe nationale parce que loolu yàllaa ko dogal parce que sama jot moo nekkagul ci moment bi parce que dafa yàlla moo ne mënuguma ñëw. ah kon yaa bañ. du yàlla sunu borom moo ne heure bi jotagul. bu jotoo rek dinaa ñëw. parce que fii ñëwaat waaw quand même. merci ñëwaat donc je pense que loolu moo ëpp importance parce que Sénégal yëpp dañuy nekk di wax lu tax du ma ñëw équipe nationale ñu ngi wax ay. xaaral la woowaatul. yaakaar naa woowaatuñu ko Pape Cheikh nañu dem xool élément bi très rapidement si moom comme ça le temps muy ñëwaat mu wax ñu parce que aussi concurrence bi équipe nationale moom xam na ko dafa metti donc peut-être que loolu aussi mën na expliquer ay tendance ak yooyu man yooyu ni ma ko bëggee te ñu maa jël équipe nationale ma fekk lii de tendance performance la mais nañ seetaan élément bi ñu dellu si waat si bayal national mu toogaat lu toll ci juróom-ñaari at te woowaatuñ ko performance yi nag taxul rek mu yombal ñëwam ci équipe nationale bi nga xamante ne moom la Aliou Cissé di jiite ñaari fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2013 la gëj a sol. Bayal comme niñ ko waxee ci élément bi yaa ngi def ay performance yu baax am na nag ay moment yu métti ci sa compagnonnage ak waa Saint-Étienne ndax ku toog ci club fukki at. xam nga ni yàgg nga fa am na yu neex am na yu naqari bon dañuy terminer juste par li ñu wax maanaam depuis 2013 ñëwaatoo équipe nationale on sait que ces relations ak Giresse à un moment donné demeetul woon noonu xale yu judd 2013 ñii ñu ngi jardin ñii ñu ngi alxuraan voilà tout ça léegi nag ma bëgg xam ren est-ce que yow depuis bi Aliou Cissé ñëwee am ngeen contact jot ngeen waxtaan est-ce que jot nga ay pré-convocation wala yu demee noonu waaw depuis Aliou Cissé bu mu jotee équipe nationale ba léegi maanaam moom nag mosuñu tase de personne à personne mosuñu déggante téléphone. ah bon mënuma wax côté boobu dara li nga xam ne xaw ma ko parce que mosuma ko dégg téléphone mosuñu wootante. il t'a jamais appelé. mosuma ko woo. donc mais je pense que lu gën a am importance c'est pas que équipe nationale tout le temps que ñëw. jouer équipe nationale c'est que le plus important c'est pour man nekk en bonne santé ba pare sama club benn côté foofu laay wane performant pour mën a ñëw équipe nationale wala pour mën a dem ci yeneen club yi nga xam ne tam ñoo may bëgg mais xam nga man sama gis-gis ak sama ngëm-ngëm laa mën a wax parce que li ma mën a wax mooy pour man ba ma ko dalee wax ba léegi lu jot rek yomb te lu jotugul mënugul ne parce que man yàlla sunu borom laa gëm parce que su ma xëy ñaan dama xëy ñaan moom may ma li gën ci man du ma ko ñaan rek dama bëgg a dem fii mën naa dem foofu te gënalu ma mais justement est-ce que loolu laa doon wax léegi ak Pape Cheikh est-ce que du concurrence bi tey boo xoolee ak su équipe nationale nga xool Kalidou Koulibaly ñëpp a ngi koy coow Kara Mbodj est-ce que du loolu moo la téye tout simplement génération boo xam ne dafa ñëw ci sa ginnaaw wane tamit ndëgër laay ak wane xarañ boo xam ne tey ñoom ñoo la baare non du sax loolu parce que man déjà man ba ma dalee ñëw équipe nationale ak ñoom El Hadj Diouf fekk may football US Gorée après bi Augustin Senghor maître Augustin Senghor nekk président fédération man dama xam ne yow yaay sama père adoptif. très bien mais bu ma mës a jàppale pour ma ñëw équipe nationale fekk mérité wu ma ko. dama bëgg parce que bu ma ñëwee mérité ko pour coach bi ñuy xoolante suñuy ñaari bët pour ma bañ a ne diw moo tax nga nekk fi. parce que dama bëgg su ma nekkee équipe nationale rek mu fekk maa ko liggéey. mais nii bu fekkee ne ñëwuma Sénégal bëgg nañ ko dëgg la mais tamit ku ñuy ñaan
moo ko donc da ngay xaar ñu woo la parce que li jaaxal ma waxaat ko sànq ma waxaat ko comme j'avais dit tantôt ku ne xam ne ni Saint-Étienne ay Michel Platini et tout ça ci fa lañ leen doon déggee et que dafa bëri ay nitu ñuul est-ce que te dañu seetlu ni yow daanaka yow yaa yore ossature bi yow yaa yore kii bi quoi ñambaxtaan bi waaw sookul bi daal ñambaxtaan bi daal dafa mel ni daal dama koo gis ci yow rabu équipe bi je sais pas est-ce que vous êtes d'accord avec moi peut-être que ma question elle est non Pape Cheikh mooy leader bi quoi voilà damay dëggal li nga wax parce que ça fait 10 ans chaque année ñu ne Bayal day dem chaque année mais Bayal du dem te ci for naa ci wewu nopp wewu béy ni que c'est parce que Christophe Galtier ci boppam entraîneur bi buggul mu dem parce que nee na ko défense bi yow yaa ko yore yow yaa ko mën a téye moo tax mënul dem xëy na looloo tax ba léegi Saint-Étienne moom fa la nekk waaw dëgg la moom foofu moom yàgg naa fa trop parce que am lu fa neex ak lu fa naqari ndax parce que carrière moo demee noonu mais boo gisee ne tam ma toog fa 10 ans yi nga xam ne tey moom laa fa def parce que tey ba dara du dara ñoo ñëw ba Sénégal ñoo jës ma fii Yes Gorée donc man defoon nañ ma loolu mais tamit def naa fa li nga xam ne man tam war naa ko fa def. dëgg la buñ la wóoloo da ngay wane sa bopp. te yaa ngi koy wane mais tamit destin quoi. man voilà tey buñ la convoqué woon am na ñuy wax ne bi dem France c'était pour dem Marseille def ay test c'est vrai ça. léegi kon waa Saint-Étienne nu ñu la jël sa yóbbu. dama demoon Marseille def fa test ba ma defee test semaine bi nga xam ne normalement la ñu war a discuter ak man si le président bi ñëwoon Sénégal pour ñëw jësi ma Augustin Senghor nekk maa ngi Marseille. si la yónnee benn chauffeur mu ñëw jësi ma. voilà plus offrant ou équipe bi gën plus offrant wala équipe bi gën. c'est que moment boobu man gisuma lu dul signé. waaw loolu rek laa gis équipe bu ma signé loolu rek ma dem. pour mën a jàppale sama famille. ñi d'accord pour Bayal Sall équipe nationale. je compte. Attends, je vais compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 yéen ñi seetaan 25 26 27 28 29 téléspectateurs yi 30 35 38 7 millions 1 7 millions 2 7 millions 3 7 millions 4 7 millions 5 7 millions 9 millions de Sénégalais c'est grave 9 millions de Sénégalais ñoo bëgg loolu 9 millions yi xaw ma fu mu ko gis Mame Fatou yow mi côtoyer la jeune génération ci sama gis-gis man j'ai été charmée da ngay taseek Bayal tout de suite daf lay xàmme et daf lay xàmme jaar sa tour nuyu la et man pour man xëy na Mame Fatou dina dëggal li may wax est-ce que benn nouveau type de footballeur dafa juddu un footballeur boo xam ne day nekk xale famille wam am poids ci moom et mu doon koo xam ne dafay am kilifa. quel que soit lu mu am ci fortune. dañu koy daax damay laajte Mame Fatou. bi nga nekkee 2S kenn daaw la xam ne. may ma ñëw Mame Fatou TFM moo toll noonu ci xale yi ma gis léegi. parce que léegi dama changé ni muy waxee xam nga man tubaab fekkeel la. Mame Fatou va pas me contredire. non TFM boo fi ñëw jur fukki baaraam ngay indi al fi xam ne li may wax. boo fi defee une semaine am 300 baaraam. gis nga Mame Fatou est-ce que dafa am benn nouveau type de footballeur. parce que dama leen di gis ñu nekk xale bien éduqué. am seen famille am benn. am jom ci ñoom. man dama bëggoon xam et lan la lay def ak ni ngeen di nekk. voilà tu réponds après ñu dem ak des questions qu'on reçoit sur Twitter. man sama gis-gis mooy effectivement ci nouvelle génération bi. gis naa beaucoup de joueurs yoo xam ne ils sont bien entourés. mais pour te dire Bayal man pour ma jot ko jaaruma ci moom directement. je suis passé par un de ses grands mooy beau-frère am mooy Soyibou. ñoom ñëpp boo gisee ñu ci bëri dañuy am entourage bu dëgër parce que bon je pense que lui il sera plus en mesure d'en parler footballeur soo amul entourage bu baax da ngay gaaw a sànku. du def carrière parce que y a beaucoup de tentations. ñoom niveau bu ñu nekk ak ñun dund bi ñuy dund bokkul. yow nag Mame Fatou yow dama lay wax benn affaire yow yenn saa yi sax ma seetaan la télé bi ne kii mooy jinne nga baal ma parce que ni nga leen di loqatee ma jaaxal man avant euro bi nga dem seeti ñoo xamante ni ay Evra ay ñoo xamante ni tey jii dama lay wax benn affaire ah même waa France 2 waa TF waa Canal Plus mënuñu leen loqati avant euro nga dem loqati ñooñu dama bëgg salle bi yëpp tàccu ma Mame Fatou loolu ceux qui sont derrière parce que c'est jamais évident c'est-à-dire moi quand je te regarde en tant que téléspectateur c'est-à-dire da nga may éblouir naka ngay def bay loqati ñooñu. yow yaa baax rek mais non ça c'est un constat que les Sénégalais ont fait. Bouba, tu m'en as parlé un jour. Je t'en ai parlé parce que déjà intégrer Clairefontaine avec ta caméra, c'était pas évident.
fii équipe de France di entraîner. Tu as Evra, tu as Bakary Sagna. Il fallait le faire. Des fois elle me fait tu sais moi j'ai envie d'être comme elle parce qu'elle est trop professionnelle. Tu en parles aussi. Prends le micro. mais n'oublie pas que dafay xale bu ñàkk ki ñaan aussi femme. Des fois mu ne ma tu sais man damaa gis ni Mame Fatou elle est trop professionnelle. J'ai envie d'avoir comme carrière am. Franchement elle est super professionnelle te bu ma koy gis des fois lundi bi man du ma ñëwagum sax pour enregistrer émission moom elle est là depuis tôt le matin. ma naan damay jaaxle waat quoi en fait. parce qu'il est tellement super bien informé super professionnel machallah. donc bu ñu indilee bayal on n'est pas duñu bett quoi. mais dafa am cër ci sportif yi xam nga kañ nga koy xam. ci téléthon bi ñu doon def. oui ñun am nañ ay xarit footballeur mais ma ñoo xam bi ma leen woowee dañ ne waay jàmbaar xam nga ne man loolu talaguma ko. et quelques minutes après ma dégg ne woo nañu Mame Fatou pour wax ne dañuy lii dafay wone rek Mame Fatou dafa bëgg li muy def comme yow ni nga bëggee li ngay def xam nga nekk tous les jours télé c'est pas question que da nga bëgg a feeñ mais li ngay def moom nga sentir moom nga bëgg da nga ciy joxe ba nga jeex tàq kon moom tamit loolu lay def nit lépp ci lu muy def rek même bu fekkee jarte caaf ngay jaay wala di jaay géejje da nga ciy ànd ak fulla voilà on l'applaudit encore. Vas-y Eva da ngay bëgg a wax Pape Cheikh Diallo dafa dem États-Unis mani ci kaw mani li ngeen mais est-ce que xam ngeen Pape Cheikh mooy tuuru kër gi mu ne ma ndax lan man ko parce que kër gi dafa wéet et des jours je viens mu ne gis et ma gis Pape Cheikh mu naan ni ma faa nañu seetaan si ma ni tuuru kër gi agsi na. oui Pape Cheikh parce que jour boobu liggéey see dama woo sama collègue comme yéen samay fans number one donc ngeen xool. Alfi qu'est-ce que tu voulais dire oui Pape Cheikh vous savez Mame Fatou dafa nekk ko xam ni en fait dafa gëm boppam. c'est pour cela man directeur général ma fonk ko. voilà te nit ki au fait li métier du ko ragal vous savez au fait dinaa ko inviter sax l'affaire de la cité. les affaires de la cité merci xanaa neex et on a reçu ay messages de remerciements et de félicitations de la part de Mamadou Ibra Kane directeur général bu groupe Futur Média ñu ngi ko ci gërëm bu baax mais félicitations jóge na ci président Youssou Ndour wàcc ci équipe bu QG et que avant ñuy jeexal il sera notre invité. Inch'Allah. Ça mérite des applaudissements aussi. merci. ñoo pare ci Bayal. merci non mënoo ci pare. ndax Pape foog nga wax ci Isla parce que joueur Ibrahimovic xaw ma mu yool Ibrahimovic il faut mu nettali ñu ko voilà. Zeynab di kokkali